suñ la wóoloo teg la ci boppu réew mi li la war a yitteel intérêt général bi suñ la wóoloo. salaamaaleykum wa rahmatulah waa rajo Sen Vision Média ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jaajëfal si déglu bi nuyu internet yëpp fépp foo xamante ne ñoo ngi fa si àdduna bi ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal di leen fàtte rek ne yéen a ngi déglu seen émission intergénérale nga xamante ne mooy émission bi nga xamante ne dañ ciy fas yéene di waxtaanee actualité bépp boo xamante ne mooy faar bi di xew si semaine bi ñiy fas yéene ci ànd ak suñuy naataango suñuy consultant yi nga xamante ne ñu ngi si groupe Sen Vision Média nekk fu mel ni France Sénégal wala sax foofu si Maroc te tey ñi fas yéene di ci dalal ku ci mel ni Ali Bal nekk foofu si France Abdoulaye Ndiaye ngeen xam nga tamit si Vision Sport tey mu ñëw fekk suñu moom it mu ngi foofu si France ak kii di Elimane Lagnane ñi fas yéene tey def niñ ko daan defee rek def situation Covid bi Sénégal ak àdduna bi waaye li si gën a fës di Sénégal maanaam bu ñu seet si le plan mondial mu doon deuxième pays boo xamante ne bu dee gestion Covid bi la moom moo ko jël raw ay yeneen dëkk yoo xamante ne ñoo ko ëpp maanaam kàttan ci loolu noonu. dañ si teg li nga xamante ne moo di école bi ñu nemmeeku bac yi génn na. maanaam ak nuñ ko defee situation Covid bi tamit indi woon si ay yoo xamante ne ay changement waaye ñu nemmeeku ne tamit bac bi ren baax na lool comme ni ko yenn gars yi fooga ne woon ren daal année bi nu mu demee woon dina am ay jafe-jafe si loolu dinañ si sadaxlu rek dem si wàllum politique bi ngeen déggoon jamono ji passé coow li amoon si dialogue politique bi ki nga xamante ne moo di Ousmane Sonko moom it dàq li nga xamante ne mooy chef de l'opposition waaye rawatina li nga xamante ne mooy portefeuille di xaalis bi nga xamante ne dinañ ko jox moom it demoon na si fi nga xamante ne moo di banlieue bi foofu si Pikine dem nemmeeku ñi nga xamante ne ñoom ñoo fa loru si mbënd mi ñi leen fàttali tamit loolu ponk la si émission bi la di mbënd mi nga xamante ne jamono jilee bulul Sénégal rek waaye sonal na ay dëkk yu bare bare yoo xamante ne wër nañu fi nga xamante ne moo di Sénégal foofu la dinañ fa jaare rek daal di dem fi nga xamante ne moo di Mali ak Guinée ak Côte d'Ivoire bu ci xajee di waxtaan rek troisième mandat bi nga xamante ne jamono ji ñi toll nii day am na ay jiixi jaaxa yu bari yi nga xamante ne dëkk yooyu la moo ngi ko fay jur bu baax a baax waaye dinañ si déglu tamit situation Covid ki nga xamante ne moo di Birame Faye moo ñu ko jàngal tey xam naa ci kanam tuuti rek ñuy dikk ak yéen seen émission bi lee di intérêt général. Vous écoutez Sen Vision Média au Sénégal et partout dans le monde. salaamaaleykum wa rahmatulah waa Sen Vision Média ñu ngi leen nuyuwaat yéen bu baax a baax sëñ Ali ñoo ngi leen nuyu. waaw sëñ Abdou maa ngi leen nuyu di la sant bu baax di nuyu ñi nga xamante ne ñoom laa seqal plateau bi di nuyu auditeur u Sen Vision Média. waaw sëñ Ali di dem si Abda sëñ Abda ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Amidou maa ngi lay ziar bu baax a baax a baax. di nuyu naataangoo yi ma bokkal waxtaan bi di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla musal leen ci saytaane musal ñu ci ñun ñëpp te defal leen xéewal bu baax a baax. sëñ Ili yow it ñoo ngi lay nuyu yow ñu ngi fàttali rek ne yaa ngi foofu lay sa Maroc. salaamaaleykum Amidou Pouy salaamaaleykum mbokki internet ak auditeur yu Sen Vision Média maa ngi nuyu sama naata yi nga xam ne ñoom laa àndal ci émission bi di Ali Ba ak Abdoulaye Ndiaye. di nuyu gars yi nga xam ne ñooy topp émission bi di ko suivre di leen jaajëfal. waa di leen jaajëfal di leen kontaane bu baax a baax xam naa dañuy déglu ki nga xamante ne moo di sëñ Birame Faye moom nga xamante ne tey jii moom moo ñu defal situation Covid bi lay fii si Sénégal. asalaamaaleykum wa rahmatulah di déglu bi ngeen di déglu seen émission intérêt général fii ci Sen Vision Média ñu dikk ak yéen ci li nga xam ne moo di situation semaine bi nombre de tests yi nga xam ne jot nañ ko réaliser ci biir semaine bi ñu ngi toll ci 6444 di juróom mbenni junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ñi nga xam ne am nañ jàngoro ji ñu ngi toll ci ñaari téeméer ak juróom fukk. ñi nga xam ne hôpitaux yi ñu ngi leen doon saytu maanaam médecins yi ñu ngi leen doon saytu ñu ngi toll si téeméer ak ñeent fukk ak juróom-benn ñi ñuy woowee cas communautaire di ñi nga xam ne am nañ doomu jàngoro te kenn xamul fu ñu ko jëlee ñu ngi toll si ñeent fukk ak juróom-benn ñi nga xam ne jot nañoo ñàkk seen bakkan ci semaine bi ñu ngi toll si juróom ñi nga xam ne nag jot nañoo wér ci biir semaine bi
ñu ngi toll ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak benn ba mbas bi duggee Sénégal nag ba le 2 mars ba bés ni ki tey di samedi le 12 septembre 2020 ñu ngi toll Sénégal jot na enregistré ci 14 237 maanaam fukki junni ak ñeent ak ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar ñi nga xam ne jot nañu wër ñu ngi toll ci 10 373 di fukki junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ñoo ci jot a wër ñi nga xam ne nag mooy nombre de décès yi le 2 ba bés ni ki tey di samedi 12 septembre 2020 ñu ngi toll ci 295 di ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ñi nga xam ne nag ñoo nekk la ñuy woowee cas grave ñu ngi toll ci fanweer ak ñeent ñi nekk ci bërëbu hôpitaux yi ñu leen di faj ñu ngi toll ci 3568 di ñetti junni ak juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett ñoo nekk ci hôpitaux yi ñu ngi ñaan yàlla rek constat bi ñu def ci semaine bi ñu ngi wàññeeku ñu ñaan yàlla rek mu gën a wàññeeku ci li jëm ci nombre de décès yi tamit des fois dinañ tëbal bés yàlla jëm kanam juróom rek lañ ci jot a enregistré ñu ñaan yàlla rek yàlla jëlee fi mbas mi te di ñaax askan yi rek ñu jëfe li nga xam ne moo di dogalu li nga xam ne moo di autorité yi jël nañ ko respecté di li nga xam ne mooy takk masque yi ak li nga xam ne mooy raxasu ak ndox ak saabu ndax ñu mën a daan li nga xam ne moo di feebar bi di Covid 19 kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen jox di taje rek ba semaine bii di ñëw bu soobee yàlla suñu borom incha allahu rabbi jàmm ak jàmm ba samedi bii di ñëw incha allahu rabbi. Vous écoutez Senvision Média au Sénégal et partout dans le monde. waaw di ko jaajëfal bu baax a baax sëñ Ali. waaw sëñ Abidou maa ngi lay dégg bu baax. jàngat bi nga bëggoon nga defal ñu ko maanaam accès que ci Sénégal tey Birame wax nga ci biir waxam semaine bi ñu génn ñu nemmeeku ne kaay doon na wàññeeku lool fii nga xamante ne moo di Sénégal loolu pour yow lan moo ko waral. alors pour man li ko waral c'est xëy na mën nañu wax ne autorités yi mesures yi ñu jëloon bu ñu rappelé wu il y a bientôt un mois su ma jumlee maanaam vous rappelez la conférence de presse du ministre moo ko def ci début août bi noonu ay vers le 9 wala le 10 mesures yooyu c'était des mesures extrêmement fermes et des mesures yoo xam ne mesures yoo xam ne daanaka nguur gi da cee taxawoon taxawaayu bu fullawu wane ne dafa bëgg quand même nit ñi respecter gestes barrières yi respecter distanciation sociale bi itam takk masque yi ak loolu d'ailleurs nit ñi remarqué woon nañu période boobu que ne ministre bi fixé woon na deadline ni d'ici 2 à 3 semaines normalement bu fekkente ne autorités yi wàcce wuñu garde bi chiffres yi war naa mën a wàcc donc xëy na rafet njort ci ne amaana loolu moom moo produire effet yi d'ailleurs Sénégal moom léegi nit ñi remarqué nañ ko mooy souvent maintenant la police elle est présente mu ngi ci mbedd mi takk déer yi ñu ngi def seen liggéey nu mu waree en tout cas suñ koy gisee liñ ciy remarqué rek mooy nit ñi ñu ngi wax ne takk déer yi bon dañuy buñ la alamaane maanaam daal mbir mi daanaka dafa xaw mu di wutukaay xaalis mais xëy na résultat bi peut-être ba tey même bi lay doon mooy danañ pousser quand même nit ñi ñu takk seen masque te jéem a respecté kii te aussi gis nañ ne policiers yi dañoo présent ci artères yu bari ci dëkk bi par exemple fan yee bi ma laajte suñu kër dañ ma ne monument de la Renaissance policiers yi dañu fay civil ku ñu fa gis nga takkoo masque ñu ngi lay jëlti ba nga def ko amaana sax ba tey ñàkkul ne am na ñoo xam ne ils respectent pas toujours mais yaakaar nañ ne quand même peut-être loolu moom moo jur quand même kii bi mooy résultat yi nga xam ne am nañ ko beneen jàngat bi mu ci mën a am rek rapidement mooy ne ku ne xam na ne feebar yu mel nii su amee mbir mi wàllante gi au début day faible yokku bañ a àgg ci pic bi benn instant mu wàcc est-ce que nag Sénégal dañoo romb parce que pic moom yàgg nañu wax ne tant que romb ko mënoo xam ne romb nga ko waaye fekk romb ko tam mënoo xam ne ndax àgg nga fa maanaam foog ngay dem ba ca ak gis ni chiffre yaa ngi baissé di baissé benn instant nga jàpp ne ok kon affaire bi romb nga ko ma xam ne nag aussi feebar mën nga ko romb bi wàññeeku jékki-jékki yéegaat ndax français yi daanaka mbir mi wàcc doon na wàcc bu yéeme xëy na dina ci ñëw ci kanam
mais gis nañ ne bu relâchement amaatee rek nit ñi di ciy gàtt donc li ñu mën a wax rek mooy xëy na gën a ñaax nit ñi ñu respecté ci takk masque yi continuer ci loolu te xam ne instant yi tubaab bi amuñu benn garab wala bo benn leneen loo xam ne day mën a jouer rôle ñàkku dul takk masque ñàkk yi ba tey pareegul donc comme ni ñu mën ñoo ñàkku ci feebar bi bu nit ku fi takkul masque itam wax yàlla mën nga indi sa bopp ay problème indi ñeneen ñi itam ay jafe-jafe kon nañ ko ne takk masque yi rek et puis continuer ci loolu noonu tout en sachant que ne nag wax dëgg yàlla tam feebar bi fépp la foo dem nit ñi danañu kii et tout ça maintenant nag dafa am na aussi booy rappelé am na théorie boo xam ne yenn médecins ñoo ngi ko doon développé comme ku mel ni docteur Thior dañu ne woon nañu libéré nit ñi ñu dem xëy na nit ñi danañu wàllante waaye bu wàllante boobu amee amaana après li ci def dina am lu ci immunité collective est-ce que loolu autorité de recherche aussi man je ne sais pas xëy na jonuñ ceeg loolu ñu amaana peut-être aussi loolu la mais daal lañu ci mën a wax rek mooy tendance baissière bi moom am na ah gis nañ ne lay chaque non da nga gis ay test wala ay 800 ay 40 ngay dégg wala ay 50 wala parfois ay kii loolu nag wax dëgg yàlla bokk la nga daan jamono nga def ay 1000 di am ay 200 contaminés wala ay 150 et quelque wala ay 100 kon nag wàññeeku moom am na ci yàlla. kon xam naa dañuy seeti ki nga xamante ne moo di sëñ Ili. waa Amidou. Sénégal fu mu toll nii ñu nemmeeku bu ñuy seet gestion Covid bi ñoom ni ñu ko yoree si sur le plan sanitaire bu ñuy seet plan mondial boo ne benn daal ñoom nga ci teg non ban jàngat nga mën a def si loolu de. waaw di leen jaajëfal aussi ñi nga xam ne mooy médecins yi ak ñi nga xam ne ñoo ci liggéey boobu di ci liggéey ndax yàgg nañ koy wax ne gars yi bu ñu respecté mesures yi dinañu dem ba gis ne feebar bi dina fi wàññeeku baax a baax mu mel ni aussi donc population bi dañuy commencé aussi di wàññi mbir yi ba tax na xëy na loolu bokk na ci li nga xam ne bokk na ci li war a mën a wàññi mbir yi ndax boo xoolee ñu bëree bëri ñi ngi takk masque yi ñi ngi sorianto ñi ngi koy waxtaanee am na malgré am na ñu ko gëm ak ñu ko gëmul waaye ñu ngi koy waxtaanee aussi ñu ngi leen ci ñaax ci góorgóorlu donc di leen ñaan di wax dëgg duñ leen waxalagum jaajëf mais dañ leen di ñaax rek ñu gën cee góorgóorlu ci population bi surtout ñu gën a respecté mesures yi ba mbir mi fi mu nekk nii mu bañ koo romb tey gën di ko wàcc ndax foo daan demee am di ay 100 ay quelque di am aussi ay 3 morts 4 morts 5 morts semaine bi ngay mën a am ay 10 morts wala 14 morts ci benn semaine léegi ngay am benn mort wala di am 5 morts ci semaine bi yëpp jàppale 6 morts donc loolu amélioration la kon donc ci loolu noonu buñ ci amee jàngat boobu noonu rek population bi war nañ cee mën a jàng ne ñun kat kon ñuy wax li ñuy digal nañ ko jéem a respecté pour ñu mën cee gaaw tàqalikoo ni ko Baal waxee nag noonu la mbir mi moom mënuñu ko ñoo xam dañoo romb pic bi donc ndax am na médecin yoo xam ne nii nee nañ woon fii ba octobre wala novembre waruñoo mën a romb pic bi mais comme jamono ñu toll nii toog nañ une semaine wala plus donc cas yi di gën a wàcc mën nañ cee yaakaar waaye nag day feebar boo xam ne nii ni muy dikkaatee moo garaaw ndax mën na dem ba toog jékki-jékki ñëwaat donc dafay mel ni amoon na fi ci yenn pays yoo xam ne fu mel ni Mauritanie demoon nañ ba amatuñu woon benn cas ñu jékki-jékki ci une semaine ñu am ay plus de centaines de cas yoo xam ne nii ni mujj nañu ñëw ci seen kaw ba fi tollee mbir mi kii kon donc muy loo xam ne nii aussi buñ tax ñu bàyyeeku gis ne wàcc na rek ñu ne alors que léegi comme wàcc na feebar bi jeex na wala kiiwul donc ba tey dañu gën a ñaax police yi nga xam ne ñu ngi ci mbedd mi aussi di ci def liggéey bu am mucc ay bu cee jàpp bu ñu relâché wu ne affaire bi kii na donc nañu exiger gars yi comme nañ ko toppee woon ba mel ni affaire bi cas yi dafa gën a bari dañ ci mel ni affaire bi cas yi dafa gën a bari ba tax bu boobaa donc xëy na population bi dinañ gën a respecter mesures yi daal. d'accord di lay jaajëfal sëñ Abda. waaw sëñ Amidou. di la nuyuwaat yow bi nga jógee Sénégal yàggul est-ce que ban maanaam situation maanaam noo ñu mën a jàngale situation bi tey bi nga fi fekkoon bi nga jógee France ñëw Sénégal. waaw xam nga nag jamono jooju moom sëñ Amidou maa ngi nuyuwaat gaa yi beneen yoon di nuyu auditeurs yi nga xam ne ñoom ñooy déglu rajo bi di topp émission yi donc parce que defuma ko woon. waaw bi ma fay yegg si nag. situation bi moom xawoon na délicate tuuti ba xawoon na nekk situation bu inquiétante waaye nag xam nga dama yaakaar ne xëy na
gannaaw bi nga xamee ni ak nangu naa bu baax ci li nga xam ne ñoom grand ale ak ñoom ili moom la ñu jàngat jortu naa ne daal sensibilisation bi aussi gars yi yokkoon nañu ko waaye tamit fermeté bi am na ci parce que dafa am loo xam ne moom boo ko décidé te toppaloo ko rek pour gars yi jëfe ko day jafe man moom ñoom li ñuy wax naan même bu dee force de l'ordre yi dañ ciy lekk xaalis te mu mën a am ay résultats yu probant man ànd naa ci loolu wax dëgg donte nag du yoon waaye nag da ngay xool li muy jur après comme moom bu nu ko defee dinañu am li ne ci jublu sanction daal na am ak lu mun a xew nag waaw léegi nag lii am moom kenn ku ci nekk wax dëgg yàlla population bi lañ ci war a jaajëfal parce que prise de conscience mi ngi am à leur niveau ñu commencé xam ne feebar bi du ay lu ñuy café mais lu am la te aussi pour ñu vaincre ko du way politique yi du médecin yi mais ñëpp ci war a dugal seen loxo waaw donc loolu daal jortu naa ni daal wax dëgg du nag loo xam ne dañuy wax félicitation wala dara parce que xeex bi jeexagul li nga xam ni peut-être xëy na xalaat naa ko ci parce que tamit Sénégal bu jëlee deuxième ci wàllu stratégie de la lutte contre Covid-19 nekkul ne xeex bi dafa jeex xam nga nit boo nekkee ci biir guerre ñu ne la waaw góor jàpp ko foofu nekkul ne dañ ne la guerre bi jeex na yaa gagné dan leen rek yaa ngi ci yoon bi di dem nii ngay def boo ko continuer dina joxe dara il me semble que nag ñenn ñi dañu xaw a def benn kii parce que dégg naa benn ministre di remercier tel te xeex bi jeexagul dañoo nekk ci digg xeex bi ñuy xool armes yi gën a efficace ñu ne ñu yéen seen bos ci la bokk dama yaakaar ne gën a takkaat jaaj yi gën a góorgóorlu ba nga xamee ni dañ na ci monde bi suñ demee nag ba xeex bi jeex ban ne ñi ci gënoon xarañ mooy diw ak diw su boobaa ci la ñuy wax di félicité wala daal du ñu félicité ndax xeex bi jeexagul waaye danaan wax waaw góor bi nag ñëpp ñoo ko war a bokk pour l'instant daal loolu laa ci amoon ci li nga xam ne moom gis naa ko. di lay jaajëfal bu baax sëñ Abda di seetiwaat sëñ Ali. Amidou. situation bi France jamono jile dafa mel ni ñoom it ñu ngi si guddi goo xamante ne ba léegi setagul. waaw France moom am li fi am moom booy rappelé wu bi fi gëj a def émission maa ngi doon amal 238 000 cas et quelques instant bi à l'heure où je te parle te bilan bi démb la taxaw maanaam chiffre tey yokku bu ci démb à 14h la France était sur 373 911 cas c'est-à-dire que ne yokku na à peu près de 135 000 cas en même pas 2 semaines ci semaine bii ñu dugg rek diggante semaine bi lundi ba vendredi France yokku na de 50 000 cas donc muy ay chiffres yu doy waar décès nag toll na ci 30 911 maanaam en fait aussi chiffres yi di yokk France il faut ñu comprendre ko maanaam du ay cas yu metti hospitalisation yi mu ngi am mais melul comme ni mu daan mel nga xam ne réanimation yi day bari ay nit ba muy saturé ñu naan nañ ubbiwaat ay lal docteurs yi jaaxle masque amut maanaam chiffres yi ñu toll nii gis nga chiffres yi sax yaakaar naa moo gën a garaaw biñ ñu confiné maanaam biñ ñu confiné ni virus bi doon circulé nii moo gën a garaaw évolution bi moo gën a garaaw ak bi amoon ci confinement parce que boobu France la doon évoluer ay rythme de 2000 comme ni Maroc am ay 2000 cas 3000 cas mooy yokku su baree 4000 parce que koo xam ne bi ngay confiné yaa ngi woon ci ay à peu près je crois ay 5000 cas 3000 5000 cas nga confiné nit ñi daal di déconfiné nekk ci ay booru même pas 100 000 cas nga déconfiné yu demaat 373 000 kon xam nga ni chiffre boo ko mën a doubler presque day waaj a tripler donc maanaam ni mu demee noonu mooy dafa grave mais nag attention il faut ñu wax ne chiffre yi aussi li ko yokk lenn la. il faut ñu xam ne France avant seen tests yi daawutoon bëri maanaam li yëmmuntuwaa bi sax mooy France dañu doon nekk ci ay rythme 5000 tests ak xaw ma yu bëriwul daal wala ay 7000 parfois ñu yokkoon ko ba ay 10 000 Allemagne mu ngi nekkoon ci 160 000 tests tubaab bi nag bi semaine yi passé autorités yi dañu décidé ni tests yi dañ ko yóbbu ba 1 million de tests par semaine. am nañu sax bëgg na ci yóbbu 1 million par jour maanaam autorité xam nga lu ñu bëgg dañ bëgg test yi démocratiser wu bari dañ bëgg xam ñaata nit ñoo am virus bi fii ci dëkk bi ce qui fait que boo yokkee nombre test yi forcément nombre yi nga xam ne dañoo am cas ak cas da nga leen di mën a dépister am nga am na ak cas asymptomatique yoo xam ne daan nañ am covid bi ba wér te duñ xam ne am nañ covid bi est-ce que comprendre nga mais léegi boo yokkee nombre de tests yi da nga fexe ba nit ñi léegi xam nañ ne laboratoire yi bëri nañu rendez-vous yi sax gën naa métti léegi mais ba tey nee nañ danañ yokkaat laboratoire yi ba pare yokkaat manière bi ñuy testé ndax dafa am lu ñu tuddee test PCR mooy yi ñuy dugal sa bakkan daal di laal tuuti kii maintenant ñu ngi ciy bëgg a yokku test salivaire ak test sanguin maanaam daal di day
jël ci direct nit ki xool ndax am na Covid wala jël ci ay tuflitam xool ndax am na Covid beeg yooyu donc suñ ci boolee ñetti façon test yooyu mën nañu yóbbu weesu sax 1 million de tests par jour yi nga xam ne moom la ñu nekk instant bi nii loolu même Sénégal seet nañ ko Sénégal ba ñu yokkee test yi lañ gis ne cas yi day yokk soo wàññee test yi cas yi wàññeeku ndax test yi c'est proportionnel ak nombre ak ni test yi di yokkoo noonu la cas yi di yokkoo léegi loolu li la may mooy boo gën a yokk test yi nga gis benn instant li nga yokk malgré tout mu ngi wàññeeku ngay yokk muy wàññeeku nga xam ne nag la virus baa ngi wàcc ñoom loolu lañ bëgg a xam instant bii ce qui fait que moo tax ñu gis ne cas bi mu ngi yéeg mais yéeg bi c'est calculé ndax gars yi xam nañ li ñuy def tubaab yi lépp lu ñu def ils savent bien ban objectif lan lañ ko defee ak luñ ci jublu leen naa nag li ma ci mën a wax mooy bu ci kenn jàng ne France parce que am na 50 000 cas par semaine danañ confiner dëkk bi loolu gars yi xëy na reconfinement mën na am localement maanaam xëy na am na mën na am maire bu ko décidé wala préfet bu ko décidé mais Emmanuel Macron moom yaakaaruma mu taxawaat ne day confiner dëkk bi donte ne nag kenn xamu temps peut-être d'ici 1 mois bu gisee ne affaire yi kii wutu voilà mais ñoom seen dynamique mooy nañ bàyyi dëkk bi dox léegi nag na préfet yi gérer ak mairie ñu xool nu ñuy doxalee mais ay confiner nit ñi déedéet duñ ko defal si parce que tam dañu naan dëkk bi avant li taxoon ñu confiner nit ñi parce que soo confiner nit ñi dañuy dee masque amut woon gel hydroalcoolique bëriwut Chine moo yoroon masque yi produire lu ko neexee jaay ñu ko neex te parfois naj ko di jaay ko tubut léegi loolu lépp rek la nga masque yi doy na gel yi doy na nit ñi am nañu assez de trucs moyens yi ñu ngi fii kon nag dañu naan léegi nañ bàyyi nit ñi liggéey ñu sensibiliser nit ñi ba pare jëlay politique yi nga xam ne day permettre population bi xam virus bi muy demee effet bi doxalee noonu moo tax donte ne cas yi bëri nañu waaye man yaakaaruma France ñu defaat benn suuf boo xam ne day tëjaat nit ñi wala tëjaat dem ci kër yi. d'accord donte ne am na dëkk yoo commencé nañoo wàññi quand même liberté yi comme à Nice nga xam ne léegi daanaka baar yi léegi bootul dinañ ko tëjaat wala boobu yenn jardin public yi bon danañ ko wàññiwaat bu baax a baax parce que waa ji day ragal li dal Marseille dal waa Nice parce que Marseille dafa am moom ak Paris moom li yàlla xam doy na. d'accord di lay jaajëfalaat bu baax a baax yaakaar naa leer na te gars yi auditeurs yi comprendre nañ bu baax sëñ Ili. waa sëñ Amidou. Maroc situation bi foofu nan la tëddee. waa Maroc situation bi nga xam ne moom la ñuy def mooy bi nga xam ne moo yem démb. donc Maroc soo xoolee démb ñu ngi am 2430 cas lañu am donc amoon ak li nga am ñun am taux de guérison bu 2344 donc ñu am 33 décès donc soo xoolee loolu mu yokk ñoom ci seen taux de kii ñu ngi am 82197 cas donc lii may wax ni mooy yi nga xam ne moom mooy li xew démb lu tey li ñëwagul donc bi ñu am ñoom li nga xam ne mooy taux de guérison ñi ngi 64194 guérison la ñu am 1524 morts donc muy li nga xam ne moom la ñu am fii ci Maroc. beneen ci des boo xoolee ñoom ba nga xamee ne ñoom ñu ngi def test nag chaque jour 20 000 tests la ñuy def donc depuis ba Covid bi commencé ba léegi ñu ngi ci 2 102 169 tests yoo xam ne ni ñoom li nga xam ne mooy royaume chérifien bi def na ko donc mais nag soo xoolee Maroc depuis ba nga xamee ne déconfiné ñu ba léegi donc cas yi dafa gën a yokk par rapport ba nga xamee ne ñoom dañoo nekk confinement ak yu ni mel mais daal depuis mois de juin le 25 juin bi nga xam ne ci lañ déconfiné fi mu toll nii moom mbir mi dafa ku yo saf caw muy daw rek ñu koy làbbal donc noonu la mel ba tax autorité yi li nga xam ne moom mooy ministre de la santé dafa jox ak gouvernement bi dañoo jox province bu ne autorité ya fa nekk ñu xool selon cas yi nga xam ne ñoom la ñuy am ñoom nuñ koy gérer ba tax Casa gi nga xam ne ci cas yooyu noonu ñoom ñoo ci ëppale ndax soo xoolee démb rek province Casa ñi ngi am 1895 cas ci 1895 cas yooyu Casa bi nga xam ne moom la ñuy wax Casa ville ak dëkk yi ci war ñoom ñi ngi ci am 696 cas donc looloo tax ba nga xam ne autorités yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Casa dañu dem ba nga xam ne jël nañu yeneen i mesures maanaam semi confinement pratiquement mën na ko parce que les marchés ñu ngi leen di fermer à 15 heures donc les cafés ak les boutiques de proximité yi ñoom seen yooyu à 20 heures lañ leen di tëj à 22 heures donc ñu décréter li nga xam ne mooy couvre-feu donc loolu mooy li nga xam ne na fi donc
soo xoolee police yi ak ñi nga xam ne ñooy homme de tenue yeeg ñoom seen militaire yeeg ñëpp ñi ngi ci dëkk bi di circuler di dugg ci bus yi di contrôler di xool ku takk masque ak ku tëkkul masque ak biir ville bi ñu takk masque ak ñu tëkkul masque ñooyu yëpp ñi ngi ci ba li nga xam ne communiqué yi nga xam ne moom lañ mujj def daal soo sàgganul li nga xam ne ñi ngi koy gis bu fekkee ne amul benn changement confinement généralisé comme niñ ko bindee ci seen communiqué bi boobu moytuwul dina amaat fi nga xam ne moom mooy Casa wala ville yi nga xam ne cas yi dañ fa yokk goo xam ne nii doy na waar xam naa nag loolu moom gëm naa ne Casa lay doon ndax depuis que ba ñu commencé def yooyu ba léegi heure bu nga xamee ne def nañ test yi ñu am ci 2000 et quelques rek donc ça veut dire 1000 et quelques yëpp province Casa lay génnee wala 900 et quelques donc moom kon donc jàpp naa ne bu ñuy wax confinement wala nuñ ko mën a tuddee xam naa ne buñ koy def ci Casa lañ koy defee tax instant bi ñu toll moom liggéey yi ak ni mel surtout ñi nga xam ne ñooy def le petit commerce ak ñi nga xam ne ci secteur informel bi lañ nekk wax dëgg yàlla am seeni kii ralentir na bu baax a baax ndax xëy 8 heures wala 9 heures dem marché 15 heures ñu tëj loola donc loolu aussi donc yaakaar naa ne doo ci mën a liggéey ba ca war ba tax na mi ngi commencé métti ci ñenn ñi ak yenn yi nga xam ne aussi surtout immigré yi nga xam ne jot nañ fee nekk te nekk ci côté boobu aussi xaw na commencé métti ci ñoom donc ba tax na xam naa bu ñu confiné waatee wax dëgg yàlla xëy na dina gën a métti donc muy loo xam ne nii daal doy na waar fi mu toll nii daal jaaxal na autorités yi aussi jaaxal na population bi ba nga xam ne kenn xamul daal fooy taxawee instant mi toll chaque jour nga xëy ne dinañ la confiner chaque jour nga xëy ne su ma xëyee du ma liggéey loolu moom moo fi li nga xam ne moo fi nekk jamono yi nekk nii comme situation. di lay jaajëfal bu baax sëñ Ili sëñ Abda ñaari situation yi wala sax nga boole wàll bu Sénégal ñetti situation yi tey yi nga dégg nii boo ko doon résumé tey lan lay doon. waaw sëñ Amidou xëy na situation yi moom du mën a bokk parce que alhamdulilah ñu laal bant xëy na suñu bos na mu meloon yàlla mu ngi ciy def sutura muy wàññeeku loolu it li ma la waxoon sànq rek laa lay wax kenn ku ci nekk am na pàcc bu mu ci joué muy autorité politique autorité médicale yi ak aussi population bi parce que prise de conscience mi ngi commencé am quant à fii France nag moom damay fekki grand Ali rek ci li mu wax que ne gëwmatuma ni sax confinement général dina am ci dëkk bi parce que pour man sax confinement bi li ko waraloon mooy bett gu leen maladie bi bettoon songu leen te xamuñu naka la ñuy def ba mucc ci pour éviter nag yooyu ak ñàkk moyen bi nga xam ne grand bi souligné woon na ko sànq ñu confiner ñëpp mais bi nga demee ba xam ne lépp dellu na place am ni mu waree yaakaaratuma ni dinañu mën a jël décision di confiner parce que boo xoolee démb Jean Castex premier ministre bi sax bi muy wax xamle na loolu ne malgré feebar baa ngi fi pour quelques mois waaye nag warul mën a tëj dund gi xañ nu suñu liberté voilà en fait dafa woote daal à la responsabilité personnelle pour kenn ku ci nekk daal nga xam li nga xam ne mooy maytule feebar bi nga def ko pour bañ a indi problème mais daal vie collective bi moom fas ñu cee yéene à moins que mu am benn rebondissement bu xaw a garaaw mais daal fi mu taxaw démb daal moom daal dafa woote responsabilité personnelle kenn ku ci nekk engagement yi la wax nga jéem a protéger sa bopp ku bëgg a dund daal masque yaa ngi fi ak gel yi keneen ku bëgg leneen tamit nga def leneen lu ci mën a xewit muy noonu donc mais man li ma yaakaar xëy na peut-être bu ñu ko defoon dana xaw a tane mooy communication bi depuis le début xam nga buñ ne jeunes yi feebar bi du leen sonal trop parce que nañ ne comme feebar bi du ñun mag ñi lay sonal donc ñun vraiment mën nañ reprendre suñuy activité normalement te loolu du ñu defar defe naan daal bu ñu ne woon feebar la rek na ko ñëpp moytu moom mooy gën ci communication bi wax dëgg yàlla mais nag loo ci munti dégg en tout cas te ñu mun ko xam mooy xeex bataille bi moom c'est loin d'être gagné kenn gagné gu ko ñii dañuy wàññi ñii di yégle rek waaye pour l'instant ñëpp ñoo bokkagum fu ñu toll te yaakaaruma ni aussi gagné ko dana yomb tant que vaccin amul xanaa rek gannaaw vaccin amul daal li ma jàpp ne xëy na fa la pays di rawante mooy stratégie yi ak jéem a respecter geste barrières yi waaw gannaaw loolu lépp nag ba ci ndimbalul yàlla jiitoo ba. di lay jaajëfal bu baax a baax xam naa dañuy sataxluwaat rek maanaam Covid bi ba léegi ak ay conséquences am si wàllum école bi
Covid bi daal di si indi ay jafe-jafe yu rëy. sëñ Ali bagu Sénégal ak Covid bi mu demee nii ngeen dégg résultats yi génn wuuteeg loolu ak résultats yi nga xamante ne avec sans Covid bi daan nañ ko am sa jàngat tey ci loolu lan la. waaw balaa maa ñëw ci loolu nga may ma tuuti parce que Abdallah ju ñu na ko sànq ma ñëwaat. mooy résultat rang bi Sénégal am ci Covid bi muy 2e place bi. dama yaakaar ne il faut te waxoon naa ko ci émission yee passé dañu war a def jàngat bu xam ne day teqantal gestion bi nga xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñooy wàccoo wàllum wér-gu-yaram yor nañ ko muy gestion sanitaire ak gestion bi nga xam ne ñi nga xam ne ñoo yor wàllu politique yor nañ ko muy gestion politique bi donte ne politique bi moom mooy dox ay instruction sanitaire bi waaye sanitaire bi moom mooy xelal ngir que politique bi la muy instruire dëppoo ak ñoom lañu bëgg. man yàgg naa wax ne Sénégal seeni médecin dañoo xarañ ci liggéey ci wàllu épidémie wax naa ko même ba Covid bi tàmbali février laa ne gars yi bu duggee Sénégal xanaa askan wi bañ a dimbali docteurs yi mais docteuru Sénégal yi épidémie yàgg nañ koo doxal dëkk yu bari ba ñu amee problème ci wàllum épidémie moo xam Ebola la moo xam yeneen crise ay fièvre jaune ay coqueluche ay rougeole yi am Centrafrique bi ci mujjee mooy Guinée Conakry seen Ebola ay médecins sénégalais ñoo def dimbali leen ñu gérer ko. docteur Abdoulaye Bousso mi yore centre de prévention de kii moom Gambie seen système de lutte contre ay Ebola Covid moo leen ko defaral ba ñoom ñu mën cee jàkkaarloo kon tey bu Sénégal amee yenn résultats yi faut pas que les gens pensent que c'est les médias qui manipulent le terrain c'est que c'est complètement lié à notre expertise maanaam xam-xam bi docteur sénégalais yi am ci wàllum épidémie ak nu ñu koy gérer ku nekk xam na ne Ebola bi mu duggee. boobu sax la gënoon compliqué parce que Ebola moom daanaka day rey moom c'est mortel mais Ebola moom gars yi fexe nañ ba naj ko ba waa ci jiwut dara mu jeex benn cas lañ am bu mu jeexee ñu tëj ko mu terminé donc kooku il faut quand même se féliciter de l'expertise de nos autorités maintenant loolu nag wute nag gestion politique bi ni ñu amee succès ci côté médical man pour man succès politique bi moom lu jar a xoolaat la parce que am na côté yu bëri yoo xam ne lajj am na ci ak ay jafe-jafe yu koy waar donc loolu daal wax nañ ko fi waxaat ko fi ni ñu toppatoowee askan yeeg bal yeeg yooyu yëpp y'a eu beaucoup de points jarul ñu ñëwaat mais daal c'est le moment de féliciter les médecins ci seen liggéey donc ci comme ne Pape la waxee nag waaye nag jarut nelaw nañ fekk jaaj yi xam ne xeex bi jeexul maintenant wàllum bac bi pour man ñaari facteur daje nañu benn nguur gi genre situation yi soo amee du bëgg a taral épreuve yi maanaam épreuve yi quand même lu ci mënti xew day yomb je rappelle juste que ne man bi may def BFM en 97 grève bu méttee amul Sénégal presque 3 mois ñenn école dem nañ 4 mois de grève boobu ñu def BFM de 25 ans épreuve bi c'était pas assez difficile parce que suñu xamee ne njàng mi xaw naa soxla ci benn côté suñu ñëw quand même di sàkk élèves yi maanaam niñ doon taralee ci épreuve yi jamono normal soo amee di ko taralee loolu benn facteur la deuxièmement aussi ñu sous-estimer liggéey bi nga xam ne gars yi presque travail en ligne ak enseignants yi ndax am soo xamante ne xëy na ci toolu classe sëñ Ali temps bu comprendre pas buru bi am na ku yëngal ay kaas xam naa day waajal café gi bu non man sëñ Idi waaw maa ngi jégalu waaw café gi d'accord bismillah sëñ Ali je disais que ne kon mbir mi aussi il faut ñu xam ne au-delà de dafa am différence maanaam njàng bi nga xam ne yaa ngi koy jàng ci sa classe jàkkaarloo sa professeur ak bi nga xam ne gis nga ne yow amatoo moyen boo jàngee léegi nag soo jàngul yaay perte boo jàngee yaay gagné élèves itam ils se sont responsabilisés dem xam ne ñoom ci cours en ligne la ñu mën a góorgóorlu dem tamit wut ay support yokk seen xam-xam loolu aussi mën na favoriser résultats yi nekk lu kii sachant que aussi nag élèves yi doon nañ def cours en ligne di jàng am na doonte na du ñëpp on peut dire que ne y a des villages qui ont été complètement lésés am na dëkk yoo xam ne sax amul courant voilà nga internet da ngeen jënti courant ba pare ak loolu lépp yëpp am na ci gars yaa am na insuffisance mais quand même globalement élèves yi pour nañ ci affaire bi jàng nañ bu baax a baax jëm nañu def seen i kéemtalaay kattan nguur gi rétablir enseignement yi 2 mois après loolu ñëwaat renforcer waat 3 mois yi ñu toog jànguñu ko eh bien loolu bu fekkente ne épreuve yi xaw naa nooy ci loolu day yomb résultat yi évidemment donte ne je rappelle l'objectif d'un examen c'est pas de créer ay épreuves yu petit juste da ngay évaluer ndax élève bi am na niveau wala amul niveau su élève bi amee niveau nga bàyyi ko mu jàll su amul niveau nga bañ ko bàyyi mu jàll moo tax tout le temps ma di rappeler que ne aussi enseignants yi seen rôle keroog maa ngi koy déglu seen émission Aline Baba c'est le moment de le féliciter ci émission bi am na enseignant bu ko wax le rôle de l'enseignant c'est d'évaluer l'élève correctement ba pare respecter wàllu élève yaakaar naa bu ko enseignants yi bàyyi xel rek day dimbali élèves yi ci seen réussite donc ñu féliciter élèves yi ñaan yàlla nguuru résultat yi ñu am tam yàlla takkaat li
demaat déwén delloo gum te mooy rek yàlla jox te itam ñu nekk seen ndam daal macha di la jaajëfal sëñ Ili kon xam naa ñu seeti borom café gi sëñ Abda sa ñàngat maanaam si bac bi nu mu demee lépp ak tey ba fu mu mujjee résultats yi doon ay résultats yoo xamante ne jàpp nañ ne yu mucc ayib la. waaw bon loolu moom comme ni ko grand bi waxee rek daanaka association de plusieurs facteurs la ndax quand même autorités yi war nañu leen jaajëfal wax dëgg donte dinañ bëri ñu leen di sànni xeer tuuti waaye nag fexe nañ daal li ñu mën te effectivement niñ ko doxale noonu la parce que gis nga benn mbir bu bettee ñëpp songu leen da ngay jéem li nga xam ne mën nga koo sauver nga sauver ko donc yooyu nag su amee ñu jël ay dispositions yoo xamante ni cours en ligne yeeg fexe ba ñi nga xamante ni war nañoo mën a dem école te risqué wuñu dara ñu teel a commencé jàng 2 mois après ak élèves yi aussi seen détermination donc loolu daal moom moo indi li am tey wax dëgg yàlla man daal am naa satisfaction loolu ci bac bi ak ni mu demee mais li nga xam ne rek moom la ñu war a jàngal mooy yu mel nii désormais dañ ko war di sóor waaw parce que gis nga affaire bi du am rek nga daal di pénaliser dëkk bi ne kenn du jàngi kenn du liggéey li naan gan boo xamul kañ lay ñibbi da ngay jàng nga dëkk ak moom te gars yi doxal nañ ko ni mu waree résultats yi aussi topp ci donc lim ñu war a inspirer daal mooy naka la ñuy def ba yu mel nii su amatee ñu mën a indi ay dispositions yu permettre enseignement bi di continuer ñëpp di mën a liggéeyi waaw te bàyyiwaale xel nag wàllu santé. di la jaajëfal bu baax a baax sëñ Abda yaakaar naa affaire bi leer na sëñ Ili dafa mel ni moom ba léegi dugaatagul allo sëñ Ili. waaw sëñ Amidou. dafa mel ni sa réseau bi dafa sant Ladiane wala nu mu sant noonu. maa xam naa ndaw la sant nag. waaw ndaw voilà kon si njàngale si njàngame ak njàngale mi organisation bi nga xamante ne moom lañ def ci bac bi est-ce que lu demee noonu le mën nañ ko xaar tamit si BFM bi nga def ne bii nga xamante ne mu ngi ñëw. waaw mën nañ ko ci xaar ndax yaakaar naa ne comme bi ñëw na demee noonu war nañoo mën a yaakaar ne aussi BFM bi bu ñëwee aussi dina mel noonu te ñaan yàlla na BFM bi mel noonu wala sax BFM bi gën a dàq bac bi waaye loolu li ma ciy wax rek mooy xëy na état bi ak population beeg professeur yi war nañ ci mën a am benn enseignement buñ ci mën a def mooy soo xoolee ne li nga xam ne moom mooy enseignement bi ñu doon def à distance ak yeneen yu mel ak yu ci bëree bëri joué na ci ba tax bi résultat bi nga xam ni am nañ ko ñu am ko kon donc war nañoo mën a xoolaat système bi nga xam ne moom la ñuy jàngee nañ lan lañ yiñ ci war a mën a dindi ak li nga xam ne war nañ ko cee mën a yokk pour que mën a permettre bi nga xam ne moom mooy système éducatif bi gën a mën a xëy na oyof ci élèves yi wala mu gën a accessible ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ci def. waaw di wax ne loolu noonu dana war na mën a permettre corps enseignant bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo yor wàllu jàng mi. ñu xool lan lañ war a réformer ak lan lañ war a la ñu war a mën a defaraat ci jàng bi ba nga xam ne loolu dina tax élèves yi mën a jàng normal mën a indi ay résultats parce que lii nag wax dëgg yàlla ay résultats yu satisfaisant la yoo xam ne wax dëgg yàlla c'est à saluer di saluer élèves yi aussi courage biñ ci am ak détermination bi nga xam ne am nañ ko ba àgg fii ñu àgg ba am ba li résultats yi demee nii mu dem ak aussi détermination bi nga xam ne professeurs yi ak enseignants yi am nañ ko ci mbir mi ba ak si fi ñu ba résultats yi ak si fi mu ak si donc war nañoo xam ne donc mbir mi lépp ci dal lay doon ak ci waxtaan ak ci engagement ak détermination yaakaar naa ne su fekkee ne continuer nañ ci dynamique bi même bu li xewul ak leneen continuer ci dynamique bu ni mel yaakaar naa ne njàngum Sénégal dana gën a am ay résultats ndax lii nag vraiment donc Covid bi montré na ne bu gars yi gën a déterminé wu gën a engagé wu ak gën a changé gën a réformer yenn yi am yuñ ci ajouté yuñ ci kii xëy na njàng mi dana gën a mën a dox dina gën a mën a indi ay résultats yu baax.
d'accord di la jaajëfalaat waaye foofu dañuy féliciter professeurs yi enseignants yi ñëpp ñoo nga xamante ne ñu ngi si koor boobule ñoom it seen xar tànk tubéy bi nga xamante ne def nañ ko ci ak risques yi nga xamante ne jël nañ ko ngir fexe gunge élèves yi lee ba ñoom it ñu mën a def seen bac nu mu waree ba yàlla résultats yi ngeen gis ne tamit doon na ay résultats yi mucc ayib waaye tamit élèves di leen féliciter tamit comme ni nga ko waxee ko wax dëgg fa yàlla métti woon na lool daanaka semaine boobu ñu nga xamante ne si la bëgg amoon Sénégal moom dafay yendoo taw wala mu fanaanoo taw moom wax dëgg fa yàlla xam naa dañuy dem rek si inondation yi nga dugg si taw bi maanaam sëñ Ali. waa Amidou. waa inondation yi moom mu mel ni dafa dekkiwaat donte météo doon na avertir si ginnaaw weer yi nga xamante ne génn nañu ko waaye mu mel ni état bi daal dafa yoroon ay nopp yoo xam ne daal nopp dégguma leen la woon ba mbir mi am ñi profité waat di génn ay 13 milliards di ko tegaat si table yi ngir xeex li nga xamante ne moo di mbënn bi sa ñàngat ci loolu. waaw c'est que inondation dafa nekk phénomène bu jafe étudier Sénégal. jafe-jafe étudier parce que nee naa li Ousmane Tanor Dieng waxoon jamonoy 98 boobu gaa yi ngi koy xas naan ko Wade nee na yéen la moo tax dafa leen infrastructure nee na bu ñëwee dana def aéroport def autoroute à péage mu ne leen ça ce sont des éléphants blancs tegal lañ ci ne leen l'opposition gère des idées nous gérons la réalité yaakaar naa nag la réalité du Sénégal bi nga xam ne moom la Macky Sall di gérer mooy inondation amoon na fi te mu ngi tàmbali 2005 sax la gën a tàmbali la gën a tar je m'en rappelle 2005 koy rappelé wu dëgg-dëgg li ñuy wax plan Jaxaay boobu Wade 2005 la ko déclenché pour reloger ñi nga xamante ne ñoo nekkoon ci zone yi nga xam ne c'était des zones non aedificantes nga ñëw Macky Sall première année 2012 inondation am mu ne dafay créer un plan décennal pour lutter contre les inondations ne dañ ci def 750 milliards bu ñu ñëwee ba 2020 loolu lépp am su ñuy def bilan évidemment Macky Sall mi fi toog dañuy laaj ne ko 750 milliards yi nga wax ne def nga ko ci inondation yi foo ci toll ñu ngi ciy tontu parce que wax nañu defuñ ci 750 finalement il y a même un ministre qui a déclaré que ak 200 milliards je pense que c'est Pape Gorgui Ndong loolu plan boole 750 milliards la exécuté bu ko à hauteur de 30 wala 50%, c'est quand même déplorable kooku responsabilité autorité yi waaye nag attention nañ arrière tuuti parce que ci responsabilité Macky Sall dañ ci responsabilité Abdoulaye Wade zone boo ne den tàgg ngir jëlee nit ñi ci mbënd ma nit ñi jóge fa dem dëkk mu fekkaat leen fa xanaa ba ngay dagg zone boobu xalaat ne mën na am inondation waa wala mooy première question bu dee mën na ko am la moo tax xalaata assainissement muy deuxièmement foofu itam muy responsabilité boo xam ne Abdoulaye Wade am na ko ci inondation yi mais aussi Macky Sall ba tey moo ko war a assumer parce que muy président de la République donc moom loolu tamit dafa war a gérer yeneen yi nga xam ne war nañ ko wax mooy SNHLM nga xam ne du alibal bi nga xam ne day ñëw am mairie Mbadakhoune ñu dagg fa ay 200 hectares mu jaay ko fa ñu ñëw dëkk ndax mu fekk leen ñu ne waa entrepreneur privé la dañ ko bras long la des milliards quand SNHLM laa wax SNHLM moom moo dagg ay parcelles tout ay parcelles Zassigny ak Kër Massar parcelles Zassigny di inondé ana assainissement yi moom là dañ doon des parcelles non assainies PNA la woon pas parcelles assainies c'est-à-dire kon responsabilité yi autorités yi am manque d'anticipation am na une urbanisation dëkk boo xam ne fu waaye neex dëkk ak dafa neex dëkkee am na waaye ba état bi est-ce que moom mooy responsable les collectivités locales maires yi joxe ay kii hectares yu leen neex daggal ko nekk bàyyi te xamuñ ne bàyyi yow mën nga dem mairie négocier ak moom mu jox la bàyyi très cher Sénégal bi rek toog dañuy dem jënd terrain yi sur des privés alors que privé dañuy dem négocier ak mairie wax na ne hectares yi dagg jaay te bàyyi boo ko négocier ak mairie très cher Macky Sall loolu la comprendre boobu ni léegi fa am terrain boo xam ne kiiwul jëlal bàyyi boobu ñu defal ko ci titre foncier nee na c'était préparé cette injustice là mais pour ma expliquer leen responsabilité yi fépp la collectivité locale itam ñu ngi def lu leen neex dag fu leen neex ci may ñu leen neex ñu jaay fu leen neex ñu dëkkee nu leen neexee entrepreneur tabax bu mu leen neexee bu di wax norme duñ la faale maintenant nag boo ci doolee responsabilité askan wi parce que tam état bi am mu deete am na ouvrage fi def jël beuru canalisation yi di jaay wala dox war a jaar nga daa def dugg wala ay sar wala ay mu du mën a jàll ainsi de suite wala nga ñëw fu ñu prévoir ci war faa nga tam carrément mu du jàll donc en fait c'est un enchevêtrement de facteurs
facture dañoo baree ba mënoo ko cité lenn rek laa mën a wax mooy de toute façon adduna moom foog am ko jiite te njiit comme instant yi régime bi moo fi ñoom la nit ñi mën a waxal mooy nañ yërmande ci askan parce que am nañu dee am nañu lool am na ñoo xam ne amuñu fu nelaw ñenn ñi dañuy fanaane guddi xoole ba bët ñu nelaw ndax seen lal yi mu ngi tëbb ci kaw loolu nag nit loo jiite ay nit dafay laaj nga ànd ak un peu de compassion un peu de bienveillance ñi nga xam ne ñoom nga jiite pour que loolu maintenant nag wax la dafa jot nag dëkk bi ñu tàmbalee ñu liggéey dafa ne exemple même mu ngi joxe sama yaay fii France ñi tabax benn immeuble sama dafa yow rek gis gas koñ bi gas yu xóot après ñu protéger camp yi nag ba kenn du ci taaru sama yaay ñëw tiim camp bi yu xóot fii moom ku fi daan da nga am problème lu tax kaay mi xóot da ko tubaab balaa moo tabax day roof canalisation duggal yow fu ndox war a duggal fépp war a teg fondation am soraale ko daal di ko raaxaale immeuble mais ñun pourquoi te xam nañ ko de borom xam-xam ñu ngi fii état sénégalais c'est un état organisé am nañu ay fonctionnaires compétents bu ñu leen joxee dossier yu liggéey keroog maa ngi suivre RFM matin mooy bi am ci télé bi ñoo ngi cité benn waa jox ci katas nee nañ kooku état bu am liggéey day dem bureau tey ba ngoon dem sëda premier yow teyaat ngoon tam parce que fu ko indil projet day xool ndax projet bi respecté na normes yi jaar na ci yoon amul assainissement su ko amul du ko tampon léegi ñëpp dañ ko fay romb dem di wuti ñeneen di leen ne xal dox ay projet ñuy tabax ay milliards nit ñi di inondé mais ku mel noonu boo ci amee c'est sûr que amoo ci kenn am nga ci ñu bare ñooñu doo leen jox ñu liggéey ngir yàlla ci bi avancé te ñu bàyyi copinage beeg corruption beeg jaama neex beeg loolu benn instant il faut quand même dëkk ñu xam nu nu bëgg nit ñi itam bàyyi terrain balaa nga kooku man sama bopp laa koy tàmbale xoolal fan nga jënd terrain bi tax ndox dafay aw ak tam booy tabax na nga yëkkati sa fondation Sénégal loolu nañ ko wax yëpp kuy tabax bul rek tabax ba mu maasee suuf si yëkkatil ba au moins 40 centimètres wala 50 sa ba mu kawe nga door a fondé door a kóole yëg loolu mooy dimbali nit ñi te loolu tam maçon bu xam moo mën a dimbali nit ñi ci loolu mais maçon bu toogul sa kër instant yi moom donc nag man daal bëri na li ñu ko am. d'accord xam naa dañ ci ñëwaat sëñ d'accord sëñ Idi. waaw sëñ am. inondation yi day wax dëgg fa yàlla mën nañ ne dëkk yëpp daal presque Sénégal sonnal na leen lool. Baal sànq mu ngi wax responsable état responsable population est-ce que tey mënuñu jàpp comme que état moom lañ fi teg ngir mu mën ñoo resal li nga xamante ne mooy suñu dund gën a ñoŋ est-ce que kon responsabilité boobule tey mënuñu ko imputer ne état bi moo waral lépp luy njaag daal moom mooy njaag. waaw man moom su may wax dama naan responsabilité bi bu fekkee ne 100% la 95% yi 90% yi état la ndax état mooy responsabilité am vision boo xam ne ci habitation moom moo koy teg ne sama dëkk nii lay koy tabaxee nii lañ ko war a doxalee ku ko doxalewul nii daan yi moo war a am ci yow même fi may waxee mooy état bi wax dëgg yàlla donc dama jàpp ne ñoom li leen gën a yitteel mooy ay projet de prestige moo leen du loo xam ne ni xëy na lu jëm ci askan wi moo leen yitteel parce que aussi bu ñu fàtte ne Macky Sall dafay nekkoon premier ministre au temps de Ablaye Wade ak nekk ci gouvernement bi nga xamee ne inondation yi mi ngi fi am ak yu ni mel yëpp yooyu boobu Macky Sall mi ngi ci gouvernement bi xam na li xew xam na zone yi nga xam ne inondation bi ma nga fa ak yu ni mel kon donc moom chance bi mu am mooy yi nga xam ne kamb yi nga xam ne Ablaye Wade dugg na ci yëpp moom bi mu ciy dugg ñoo ko ànd mu ñëw remplacer ko kon war na mën a jàpp buy Abdoulaye Wade waru ci mën a dugg donc yaakaar naa ne loolu noonu moom waroon na mën a ci li nga xam ne dana bokk ci li koy jariñ jàpp na ko tax mu accède ci au pouvoir mooy gis na Idrissa Seck ni mu doxalee ak Abdoulaye Wade ak ni mu doon kii ak ni mu mujj dem ci Sénégalais yi moom mu jógee ci loolu loola dal ko mu ne moom du doxalee noonu ñëw période boppam ba ñu ca dara kon donc su jëlee état bi xam li nga xam ne population bi jafe-jafe yi nga xam ne mi ngi ko doon dund
bi fi inondation amee ko war na ci mën a am beneen vision boo xam ne nii du bokk ak yi parce que man su ma xamee ne fii dafay inondé xam nga ko xam naa ko ku fa bëgg a dëkk damay ñëw jëlee la fa wutal la feneen demal dëkk fa la fii du place boo xam ne ni nit dafay dëkk bi war na fa mën a def loo xam ne nii ku fay ñëw di dëkk dina mën a def ay canalisation mën a def li nga xam ne moom mooy assainissement bu nga xam ne bu jaar yoon la parce que Kër Massar beeg yu ni mel yooyu yëpp Parcelles Assainies yeeg yooyu yëpp fekk na fi Macky Sall mu nekk ci gouvernement bi deful avant après ba mu génnee gouvernement bi wala ba mu génnee ci état bi kon donc moom il est assez outillé que mu xam mbir yi fan la nekk jafe-jafe bi fan la nekk pour population bi donc ndax boo xoolee ñëwul fi ne problème mu inondation réglé na ko donc xëy na boobu taw ñëwul yàlla ñëw na tey ne ko kon problème mu inondation yi nga doon wax réglé woo ci dara donc parce que maa ngi déglu maire Parcelles Assainies bi naan Parcelles Assainies maire ni ñu koy waxee ci Kër Massar bi mu ne sur 140 quartiers 20 rek ñoo ci inondé wul kon donc loolu liggéey bi baax kon ça veut dire assainissement am na baax na donc ça veut dire que ne loolu 120 quartiers yoo xam ne ñoom ñi ngi ci biir ndox mi di tëmb ñoo ëpp 20 quartiers kon donc yaakaar naa ne état bi war na mën a gën a xoolaat taxawaayam gën a mën a organiser gën a teg ay charte yoo xam ni képp kuy tabax wala bépp entrepreneur buy tabax boo respecté wu normes yi rek ñu xamal ne la sax daan yii moo la ci mën a fekk ak yii moo la ci mën a fekk kon donc képp ku ñu tabaxloo bala ngaa tabax kii lay tabaxloo da nga ko defal parce que am ñoo xam ni xamuñu ay assainissement ay canalisation ak yooyu ñoom dañuy ñëw rek jël maçon wax ko ne ko dañoo bëgg tabax wax ko plan bi ñu bëgg mu defal leen ko mais maçon bi war na mën a xam normalement li nga xam ne moom noonu la tabax bi war a taxawee fan la war a jaarale tuyau fan la tuyau war a jaar wala nangam ba nga xam ne bis bu fi ndox jaaree taxaw kon donc yooyu yëpp dafa laaj organisation ak benn autorité ferme boo xam ne nii day ànd ak moom di ko accompagner ba nga xam ne yenn kii dëkkuwaay yi ak yeneen yi nit ñi duñ ko ñemee dëkkee wala duñ ko ñemee tabaxee mais nag promoteurs yi ñoo fi nekk di jënd terrain yi di tabaxee nu leen neex te état bi xam ko di kii parce que ñoom ñoo bokk mbuus vraiment donc état bi war na mën a gën a taxawaay mais li mu taxaw nii daal di wax nii daal nopp ci rajo yi di wax nii daal ay def nañ ci lii def nañ 260 nangam milliards mais boo defee 5 000 milliards boo ko defee ci mbir te mbir ma ñëw la nga ca defoon dara baaxu ci donc mook zéro ñoo yem donc kon 266 milliards yi ñuy wax ak 260 quelques milliards yi wax na def nañ ci fi mu toll nii mook zéro ñoo yem parce que la ñu defoon dara baaxu ci kon donc laaj na audit bu war a mën a am technique et financier boo xam ne war nañ ko dem ci 767 milliards yi nga xam ne moom moo nekk plan décennal bi pour assainissement te 2 ans moo ci des donc kon war nañoo mën a lijjanti mbir mi techniquement ndax mbir yi jaar na yoon financièrement ndax aussi loolu fa mu war a dem na fa loolu yëpp état bi war nañ cee mën a ñëw pour édifier ci askan wi ndax. d'accord wax dëgg yàlla am bu dee assainissement. bi doxul. d'accord sëñ Abda. waaw sëñ Amidou. waaw foofu est-ce que jolul kon tey comme ni ko Elimane waxee 700 nangam milliards yi ñu dugaloon si mënta mi en 2012 gars yi génn audit bi teg ko ci table ji ngir mbir mi leer parce que wax dëgg fa yàlla lu ñu gis moom ci Parcelles Assainies boobu ñuy wax Kër Massar boo nit ñi mënatuñoo génn dañuy woo seen waa kër yi ñi nga xamante ne ñu ngi si yeneen goxaan yi ñu leen di ndugal te bu ñuy ñëw si ay gaal la ñuy yéeg pour possibilité man leen ñëw jox ñu lekk est-ce que audit bi jotul. waaw mais sëñ Amidou audit bi ba mu jotee yàgg na du tey lañ wowoon xaar ba problème am ñu soog a sàkku audit wala rapport détaillé xam nga bu fekkee ni da nga jël xaalisu askan dugal ko ci benn mbir ngir ñu defal ko léegi supposons bu inondation amul woon kon 700 milliards yooyu ñuy wax ou bien 700 et quelques milliards yooyu du concerner personne kon kenn du ko laajte wala kenn du ci rapport détaillé donc loolu du noonu la mbir mi war a fonctionner soo dégagé benn budget da ngay fexe ba contrôle am ci parce que am na ñoo xam ne foo leen joxee ay milliards te toppoo leen ba xam fi ñu koy dugal yaa ma gën a xam ni muy demee
donc gis nga mbirum inondation dafa doon lu xaw a naqaree gérer toujours parce que tey xëy na ñi koy defar dégg naa ni dañuy programmer ay millimètres yi nga xam ne bu ko tawee affaire bi dina ko mun a dékku waaye xam nga yow mun nga programmer li ngay defar mais munoo programmer li yàlla di def la preuve si je ne me trompe pas inondation da nga koy dégg partout dans le monde dafay am dëkk bu nekk dëkk yi ñu ëpp dooleeg yëpp xëy na li ci rôlu état te mu war koo def mooy déclarer zone bleue zone inondable yi nga xam ne ku fa dëkk am na risque pour bu tawee ndox jël kër gi kooku rôlu état la ak defar aussi ay bassin de rotation yoo xam ne bu ndox mi baree moo koy jëlee fi mu nekk sànni ko géej gi loolu laa xam ne état mun na ko voilà ak surveiller aussi entrepreneur privé yi ñu bañ di lor askan bi mais mbirum rapport détaillé daal pour man fa ñu ko waroon a tuddee passé na parce que 700 milliards sur 10 ans nga toog ba 8 yi jàll benn problème présenté wu nga soog a laajte rapport détaillé gëm naa ne lu ci nit na woon def lu jubadi def na ko ba pare ça moom c'est sûr et certain te aussi nañu bàyyi benn affaire soo remplacé nit mu déclenché woon plan Orsec ci ay jamonoom bul ñëw rek buux lépp lu ci def yow indi sa bosu bopp da ngay xool projet bi xanaa doone ma li fi war di def ci wàllu nawet lépp a bon mais da ngay fexe fa mu terminer yow nga commencé fa pour ñu mën a bouger mais chaque président indi système am indi constitution am indi ay projet am duñu mës a bouger sur place te nii kese lay demee voilà loolu daal laa ci am lu may wax pour l'instant. d'accord sëñ Ali. waaw. dañuy dem maanaam si dañuy rester ba léegi li nga xamante moo inondation yi waaye dañuy sadax la dugg si wàllum politique bi nga xamante ne fu mu toll nii pour opposition bi nga xamante ne jàppoon nañ ne ñoom si ay nelaw la ñu nekkoon dafa mel ni inondation yee nañ leen yee na leen bokk. waaw am gis nga may ma tuuti une minute ma dugg ci li Elimane wax ndax damay dégg nit ñi di wax ay dépenses de prestige yoo xam ne état bi da koy defee tout encore une fois. neew ma ne bépp dépense bu état def c'est justifiable que c'est pertinent mais lenn il faut ñu xam ko te loolu paramètre bu jar a bàyyi xel la ci inondation yi mooy ne Dakar li mu yore ci ay nit ci ëpp ñëpp d'accord nañ Sénégal koo wax tey bëgg naa dëkk Dakar xanaa ko xel mi yeewu tuuti te nekkut ak secteur ñëpp bëgg Dakar Dakar ak sunu pression donc forcément que nit ñi bëgg parfois dina am entrepreneur yu véreux wala état bi ak moo xam ne foog na ne léegi taw bi wàññeeku ne ñun dañu dëkk en attendant lu am géré ñu dëkk donc bu ñu def ay pop muy ay autoroute ay terre ay yeneen projet c'est pour que la sori woon ba nit ñi bëgg ñëw Dakar dëkk fa loolu jege te loolu nag amul dara lu mën a jegeel parce que Dakar kenn mënu ko fal donc mënu ko yëkkate physiquement xanaa ñu ne jàppale te du ma mën a sa cindee mën nañ li nga mën mooy def transport yoo xam ne Dakar dina jege par exemple Dakar Kaolack c'est 192 kilomètres loolu laajal Abdallah moo ko jox Lyon Clermont moo ëpp Dakar Kaolack te Lyon Clermont 1 heure de temps nga koy def wala 1h30 maximum loolu soo fexee ba mu jege dootul soxlaati am soxla yi dëkk Dakar xam tey dee soxla ne sama soxlaa Dakar même bu dee liggéey la sax mën naa daw autoroute même pas 1 heure ma yow bu ma yeewoo 7 heures Kaolack 8 heures maa ngi Dakar wala 8h30 loolu koo ko wax ci waa Kaolack di ci bëgg mais bu fekk kuy liggéey Kaolack foofu ñëw Dakar mais Dakar attanu loolu nag Dakar 550 kilomètres pare à côté bi nga xam ne 6 000 et quelques kilomètres carrés yëpp xaj di Kaolack mën a yanu ci li waa Dakar te presque il le teg ci Dakar. Dakar presque il la imagine li Kaolack mën a yanu imagine li Tamba mën a yanu Tamba ak Dakar tey boo defaree train bu baax c'est même pas 5 heures de temps TER bi ñu wax c'est même pas 5 heures Dakar Tamba mën nga xëyee Tamba añee Dakar loolu kon il faut ñu xam ne dépense yi état bi def xanaa li ñu wax nag mooy nañ ko planifier nañ def étude d'impact yi man ay TER yi je pense que c'est pertinent dëgg am bu ñu dépense de prestige fi ñu mën a wax rek mooy nañ ko jaarale ci yoon waaye fi ñu bëggee wàññi ñu dëkk Dakar zone yi nga xam ne kenn waru fa dëkk ñooñu jóge fa nit ñi am fu ñu déplacé wu xanaa mooy yaatal dëkk Dakar te ñu ko yaatal ndax la ko yenu na koo pare mooy fexe ba ci ñu dëkk ay Thiès ay Mbour ay Tivaouane ay Louga ay Kaolack nit dëkk fa ci Dakar di mën a wala Saint-Louis Dakar 250
loolu c'est même pas 2 heures de route loolu 2 heures loolu dafa soriwul dara ci distance soriwul donc il faut man côté boobu laa bëggoon vraiment ñu xam ne yenn infrastructure foofu su fee xarab moom sànni maintenant nag mu demee nañ ko doxalee yooyu débat la maintenant su ma ñëwee ci li nga wax Sénégal benn opposant la en réalité un seul opposant donc quelques activités gratuites dara et que mooy leen ñooñu aussi Macky Sall moo leen téye parce que li tax Macky Sall yi leen mais def naa gouvernement nit ñëpp ànd si aw nañu def lii laa ñu def Macky discours bu def la 11 moom mooy yàq union boobu yi parce que discours boobu duutoon moment duutoon période am maanaam mënoo bàyyi am 1800 cas xamoo ndax mbir maa ngi yéegul yéegul nga ne gars yi bàyyi ni loolu tax opposant yëpp dem mais benn instant moom ne fexewoon na ba gars yi nelaw maintenant nag bon bu dee Covid bi gis nañu gestion au niveau politique posé problème gis ne léegi nag ci doon daal ak wax débat yi ñuy wax eh bien Ousmane Sonko c'est un opposant les autres politiciens opposants la ñuy tuub ci biir ñu dëkk bi bu tawee ñu gis ne yàpp laa wax yëpp am na ñu ko teg un programme pendant plus de temps ñu teew ci le quart du programme budget bi defoo ko ci li ñuy laajte anam nga naan def naa mais ñoom effectivement ñoom bu dañ moon wax ay 200 milliards la ci def tey Macky Sall bu ñu newoon 700 milliards yi dépensé na ko gars yi na ko moom toppal la xaalis jaar même 200 milliards yooyu est-ce que def c'est une question à voir nañu génne sax moo na commande ko daa dugg mais bon yooyu yëpp daal li muy wax position bi quand même dafa jotoon mu yow ndax état démocratie dafa soxla respiration dafa soxla contradiction dafa soxla tam du koy naan dama lay wàllu tuuti. ñu continue jaaral ne seen ne donc man que les opposants se réveillent parce que c'est une valeur pour le Sénégal ndax nit quand même booy def dara kenn waxu la déet pendant 2 mois mars ba mai nga boo fi ne kenn waxu la dara loo def gars yi benn instant nag jot na gars yi def fa ñuy jaaral d'accord xam naa leer na sëñ Ili discours Ousmane Sonko bi mu tenir wala conférence de presse bu mu def moom mu junj ci ay yoo xamante ne am na solo lool ba jëm si ne nañu supprimer sax li nga xamante ne mooy yenn kuréel yi nga xamante ne jàpp nañu daal xaalis si état bi yëpp ñoo si nekk comme au conseil économique wala HCCT ak yooyu noonu ñu nemmeeku tamit chaque année rek bu problème amee Sénégal rek ñu jublu si kuréel yooyu ne nañ leen supprimer ba léegi président de la République waxul lu ci jëm loolu njàngat bi foofu lan la. waaw non c'est-à-dire donc Ousmane Sonko nekkul lu dul di def rôle am le président Macky Sall da ko prêter le flanc mais exploité ko donc sa adversaire boo nekkee di fu kii ak moom boobu ba léegi donc mën naa ne su fekkee ne donc ko dominer wala dominer woo ko mais donc deful dara defoo ko dara mais soo ko boo ko mayee benn flanc bu mu jaar da koy exploiter mu def ci la muy def loolu rek la donc loolu la donc Ousmane Sonko def Macky Sall moom moo leen ko jox donc ndax depuis loolu déggoo ñu wax la dara déggoo ñu wax ko dara parce que ñu ngi ci situation Covid bi kon donc dañu koy gérer donc mais nag mbir am donc te da nga fi taxawoon wax ne lépp defar naa ko réglé na donc je crois que ne donc su ñëwee gis ne affaire bi li nga doon wax dara amu ci donc ñoom it dañ koy ñëw exploiter ko pour mën la jaxase ak askan wi ndax dañuy seen rôle la ñuy def loolu moom c'est très normal mais bi des mooy ay HCT yu ni mel yooyu ay recasement politique la rek donc man donc gisuma benn impact bu ñu am impact social boo xam ne nii ñoom am nañ ko ci wàllu population bi ci wàllu seen liggéey wala yooyu man daal vraiment gisuma seen impact donc kon donc seen njëriñ man wax dëgg yàlla man gisuma ko ba milliards yi ciy def surtout dafa bari donc wax dëgg yàlla du ma ne ñu supprimer ko mais war nañ ko mën a organiser ba nga xam ne vraiment yenn milliards yi ciy def wax dëgg yàlla aajowu ko quoi ndax man gisuma seen njëriñ donc kon donc je crois que ne su Ousmane Sonko wax ñu supprimer ko parce que loolu bi mu fi amee donc dañoo supprimer woon Sénat ak yu ni mel ak yooyu pour ne dañ koy def ci kii bi kon donc su lii amaatee te yooyu ñoom ñoo yemoon même envergure donc kon comme recasement politique la rek war nañ ko mën a xool nuñ koy organiser wala ñu ba nga xam ne milliards yi nga xam ne ñu ngi dem foofu mën nañ ko jël générer ko dugal ko feneen donc loolu daal xam naa ne daal moom laa ci am comme pour wax que ne Ousmane Sonko ak ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi profito donc le président moo leen prêter le flanc ñu exploité ko loolu rek la seen rôle rek la ñuy def. sëñ Abda. waaw sëñ Amidou. foofu Ousmane Sonko ba léegi ci conférence de presse am bi moom mu ngi doon ŋàññ li nga xamante mooy chef de l'opposition bi nga xamante ne dialogue politique bi
doon war na ko def nga xamante ne daanaka kenn amagu ci lu leer waaye rawatina portefeuille bi nga xamante ne war na ko am mu mel ni chef de l'opposition bi moom dañ ko war a utal benn caisse noire boo xamante ne moom it mu ci mën a wëyal ay activité am. waaw sëñ Amidou xam nga Ousmane dafa bokk ci opposition bi comme ni ci Idrissa bokkee keneen ak keneen bokk ci moom mu ñëw joxe ci point de vue am wax ci xalaatam waaye il faut nga xam xalaatam ñi ci des nuñ ko jàngatee est-ce que loolu dañ ko waxandoo ñoom ñëpp juboo ci wala moom rek moo génnee xalaatam xam nga sëñ Amidou soo bëggee dégg-dégg rek man opposition bi Macky Sall am dama jugé ne opposition bu xaw a mool la te neex a gagné dina la jox benn exemple bu ndaw seen dialogue bi boo koy déglu d'accord wuñu ci report élection législative 2022 xam nga d'accord wuñ ci dañ ne wawul am waa bi ñu reporté élection maire yi yokku seen mandat 2 ans wala 1 an et quelque kan nga dégg mu kaas ko ci ñoom et pourtant am nañ ci ay maire xam nga dafa am dëkk fu muy toll bu fekkee ñu bokk pouvoir bi ak opposants yi ñoo bokk am même esprit pour dëkk ba puus day jafe loolu mooy problème bi yow boo nekkee opposant tout rek balaa ngay mën a jëriñ réew ma président dafa def dégâts du noonu il faut ñu am habitude liggéeyal Sénégal avant ñuy ñëw ci pouvoir bi parce que kenn ku ci nekk connaissance bi la yàlla jox ak richesse beeg yooyu ci nga mën a jaamu yàlla mais ku nekk doo tëdd nelaw ba président def dégâts nga tëb ne def na ko boo bëggee dégg-dëgg Macky Sall bëri nay scandale mais chance bi mu am te ñeneen ñi amuñu ko mooy opposant yi mu am dañu xaw a saf suukar de trop waaw loolu daal mooy li nga xam ne moom mun naa ko ci jàngat. sëñ Ali. waaw Amidou. waaw maanaam chef de l'opposition tey bu ko gars yi di wax ni di ko xëccoo ban njariñ la am wala la mën a amal ñi nga xamante ne moo di askan wi. non gis nga am damay ñëwaat tuuti arrière balaa ma ñëw parce que Abdoulaye li moo xeeb dama ko ànd ak moom vraiment sama nijaay moom macha allah Sénégal lu ñu woyee di woyee xam nañ ne Abdoulaye Wade bi mu liggéey ci démocratie xëy na quand même ak lu ko mën a contre maanaam ak lu mën a ñàkk ànd ak moom ci affaire Abdoulaye Wade am na yu bëri xeex na ko ci démocratie bokk na ci alternance waaye yàgg naa kaas ne opposition bi war na am moom nag politicien la ba mu ñëwee defu ci dara ak moom yëpp statut opposition waaye ba mu koy kaas xëy na peut-être nit ñi ko xalaat mën nga am traitement di nga jege président loolu la ñuy dig mais normalement le statut maanaam dans l'esprit c'est ni ko voté nañ koy xalaatee mooy ne koo xamante ne il est tout le temps en dialogue avec le président di ko wax ne ko du nii la fii war a jaar chaque fois mu koy rencontrer de temps en temps ay ñi am di amee idée contradictoire loolu li tax ñu koy ci Afrique mooy ngir bañ trouble yi am ak yenn jafe-jafe yi daan am tey crise ci am et puis tam état bi tam xam ne critique am na débat démocratique mën na ne entre président le leader là pour dëkk ci kanam je rappelle que ne am du ko waay mere su gën a benn acte boo xam ne muy defet mooy la consensuel dëkk te loolu li ko may mooy toujours dañ daje nañu waxtaan ak parce que di wàcc ci dinaa di pour 89 xaw na noo tee dañ dem waxtaan ak si dafa gouvernement bi ñëw large ouverture am naa dugg ci ne ko foog nga changé ko Abdou Diouf dégg ko nag kon nañ ñëpp waxtaan ci waxtaanee ak la ngeen jubu ba ci looloo itil Abdou Diouf defet donc démocratie looy bëgg kese waaye démocratie dundin maanaam c'est un état d'esprit foog mu gëm ne lii man bu dee man démocratie man may démocrate am moo ci maanaam munoo ne démocratie am na nga gis ne dialogue mën na jur jàmm nga gis ne sax l'opposition mën na am njëriñ nga naan moom kañ koy jox moom mën naa may salaire ou pas il faut bu ni dee liggéey ka war na am salaire ça c'est un minimum boo xam ne je crois que nit ñi mën nañ ko cee xaar alors maintenant kañ lañ koy jox il faut que débat là il faut que dialogue boobu moom moo mën a accoucher ñoom ñu mën a wax ban critère de représentativité par contre leen laa xam ne bu ko nangu daal mooy du Macky Sall pourtant nag kii la politique c'est pas possible comprendre nga ça war a nekk loo xam ne doon jàll ci fexee ba jubóo ci élection jubóo ci de temps en temps ci jubóo ci de temps en temps ci élection dara noonu lañ ko a jubóowee ne statut d'opposition teer yi lañ koy tànnee assemblée ba jeex tak kenn bañ koo laalaat dans ce cas ko war a nekk porte de façon
claire et de façon constante. ñi am na la wax nag am solo dama ne ñaar ñu bokk puus parfois il faut pour ñu jëm waa aussi faire benn instant quand il faut être essentiel ils sont sur l'essentiel parce que am na la wax ko mënoo leen taxaw ne local yi ñu d'accord wala ñu def ngeen non buñ ko def nga xam ne amu fa ay dafa am yoo xam ne aussi ñun suñu opposé na ay c'est-à-dire aussi ñun bi ñu mel suñu politiciens yi mel sénégalais de nature ñu nekkul intérêt yoonam da cee nekk c'est-à-dire nit ki ñun toog di xas kor di ko woy di ko doyalal donte ne moo ñu dëgg moom moo ñu gënal fuuf que ñu taxaw ci dëgg rek te dëgg ñor ñu lii dëgg mooy instant yi y a pas assez de républicains au Sénégal loolu di ni ko Abdoulaye waxee noonu l'opposition sénégalaise opposition est extrêmement molle parce que Ousmane Sonko man moo tax ma jàpp ne Sonko mooy opposant instant bi ku ñu mën a de l'opposition opposition def yenn débat yi yenn ngay dem assemblée di débat au moins donc tu peux ne pas l'aimer c'est au moins pour un opposant maintenant ñeneen ñi aussi loolu ñu wax maintenant man c'est parce que cadre des personnes ci cadre institutionnel daal gis naa ne war naa mën ne bu fekkente ne nit ñi waxtaane nañ ko te mu mën a jox seen wi njëriñ maintenant bu dee nag dañ ko war a def pas man débat la ça m'intéresse parce que je considère que Idrissa Seck il a passé loolu nag c'est mon avis Idrissa Seck politiquement d'accord sëñ Ili waaw sëñ am waaw sa position chef de l'opposition bi foofu coow li moom bari na lool yan critère la Macky Sall président de la République mën a teg maanaam nga jàpp ne war na ko mën a teg ngir désigner ci ñi ki nga xamante ne mooy di chef de l'opposition tey fii Sénégal. ah non c'est-à-dire xam nga débat bi waroon na mën a bañ a egg si fii wala bokk bu fi egsee tamit du compliqué yenn complication yi ndax yaakaar naa ne chef de l'opposition donc mi ngi ci constitution bi nga xam ne voté nañ ko en 2017. En 2017 ou 2016. Non. Donc ci loolu ci la chef de l'opposition bi donc ci constitution bi waroon nañoo mën a définir kan moom mooy ki nga xam ne bu remplir critères yi moom mooy doon chef de l'opposition parce que ñii dañ ne diw la parce que moom moo jël deuxième ci élection yi passé ñii nee na moom kii moo ko waroon parce que moom moo ëpp ay député ci assemblée générale ñii ne leen ñun nekkuñ ci régime présidentiel lañ nekk kon donc ci ay élection lañ koy xoolee kon donc yooyu yëpp waroon nañ ko mën a définir ci nga xam ne ba ñu bind texte bi wala ci loo xam ne ni nit ñi buñ ci accès buñ ci référé woo xëy na dinañ xool nuñ koy waxtaanee ak yu ni mel mais man gëw ma ne lii nii pour Macky Sall def ko nii pour chef de l'opposition bi pour mu am lu muy jariñ wala loolu non li ma gëm mooy da ko def pour diviser li nga xam ne moom mooy opposition bi pour que ñu mën a kii parce que déjà division bi commencé naa am parce que bu waa APR yi ak ñaama àndal ñëw ne ñoom Idriss Seck lañ def chef de l'opposition Ousmane Sonko taxaw ne waru koo doon waa PDS yi taxawee fee ne waru koo doon keneen taxawee fee ne waru koo doon déjà division am na foofu donc la nga xam ne moom lañ ci bëggoon duñ ko ci mën a am ak ku mën a doon ak ku mënti doon léegi critères yi nga xam ne kooku remplir na ko rek moom la war a mën a doon muy Idrissa Seck muy Ousmane Sonko muy Khalifa Sall Abdoulaye Wade parce que je ne pense pas que ne Abdoulaye Wade dana ko doon parce que moom yaakaar naa ne bu jëlul retraite politique mi donc ñoom seen leader jamono ñu tollu Karim Wade la donc ma nga Qatar donc xëy na xaw ma nu muy doonee chef de l'opposition donc mënul ñëw donc loolu yooyu noonu yëpp war nañ ko kii mais man daal li ma ci jàpp daal mooy Macky Sall da ci li mu ci jublu daal lii la mooy diviser li nga xam ne mooy opposition bi pour que li nga xam ne moom bëgg na ko di ko doxal ni mu ko bëggee ndax xëy na gars yi ñu ngi ci comme li Abdallah wax rek opposition bi dañoo wax dëgg yàlla duñu opposition boo xam ne nii ñoom comme maanaam nekk fii di kiig yooyu moom yaakaar buñ koy xool ci ku mel ni Idriss Seck wala Khalifa Sall wala genre ñooñu yaakaar naa ne du ñoom seen style d'opposition du loolu ndax boo xoolee Idriss Seck depuis ba muy opposé wu ak Ablaye Wade aussi doona ko woon dégg pratiquement ci dara donc kon moom style bi nga xam ne moom la kii woon buñ ko garder xëy na politiquement baax na ci moom wala baaxul ci moom kooku xëy na
politiciens ñoom xam nañ ci dara. ak yooyu mel ni Khalifa Sall bu jógee prison ba léegi kenn déggul mu wax dara. amul benn déclaration boo xam ni mën nañ ne wax ne moom la def boo xam ne nii xëy na am na lu muy yàqal nguur gi wala am na lu muy dénoncer ci nguur gi wala am na lenn loo xam ni wax na ko ci avenir am donc Ousmane Sonko moo fi nekk di dénoncer ak a wax kooku nag c'est normal parce que moom moo ci bees indi beneen style ne dafay bëgg a jëlee politiciens yi fi nekkoon pour moom indi fi yeneen xeetu politiciens kon donc c'est très normal que moom mu taxawee ni muy taxawee parce que moom bees la ci donc am na bëgg na tur bëgg na aussi nit ñi bañ koo fàtte parce que du doon politicien bu ñor boo xam ne nii donc comme ni yenn gars yi rampé na ko non kon donc c'est très normal que moom mu war a mën a occuper scène médiatique bi ak yu ni mel donc ndax au temps de Ablaye Wade aussi Ablaye Wade nii la ko doon defee donc xëy na du woon ku bees mais moom it nii la ko jàppoo woon donc je crois que ne daal nañ wax ba nga xam ne daal war nañ cee mën a indi te bañ a jël tirer en haleine daal vraiment population bi téye leen tëkk leen ci yu kenn xamul yoo xam ne nii daal vraiment du leen amal benn njëriñ dañu jublu ci li am njëriñ ci wàllu ci loo xam ne ni mooy jëriñ askan wi. d'accord sëñ Abda. waaw est-ce que tey dialogue politique bi amati na chance yenn point yi nga xamante ne daal bu tàngee jër rek ñu ne nañ koy jët kii di président de la république kon est-ce que ñoom amati nañ chance ñu continuer dialogue bi leen. waaw xam nga Amidou balaa may dugg foofu damay indi tuuti suma contribution ci li Elimane wax. muy li tax a jóg Macky Sall ci pour statut de l'opposition mooy maanaam diviser leen mais man sooy def say tactique pour diviser ma man maay def contre-attaque pour mën a boole sama bopp parce que doomu aadama nag ci li mu bëgg dëgg lan ko mën a jaayee xel ba jàpp ko ñoom lan lañ bëgg mooy nguur te ku leen ci wut am lekk pourquoi ñoom ñëpp duñu booloo gedd ko loolu mooy problème bi donc ce qui veut dire que du défaut ci Macky Sall mu bëgg a wàññi doole adversaire am waaye tamit ñoom ñoo war a jéem a góorgóorlu booy def tout pour wàññi ma man may def tout pour renforcer sama bopp. beneen bi nag dialogue bi moom sën bi bu ñu waxantee dëgg rek man ba ma déggee ni am na ndàmpaay laa xam ne njëriñ gu bari du fa jóge. nguur guy dialogue ak ay opposants waxtaan ngir xool fu ñuy jëmale réew mi kooku loxo ci poos amu ci yoon bu fekkee réew ma ñor na leen bu fekkee nag chaque jour ñu ngi lay dédommager di la jox ngay lekk ba suur wax dëgg yàlla ka la koy jox nga xam ne lii tegu ko fenn te yow yaa ngi koy jël su ngeen dëngoo ci kàddu yoon la mu tranché loolu rek mooy affaire bi dañoo toll nag ci jamono joo xam ne man su ma nee nguur gi askan bi soxalu leen damay tourner ni opposant yi askan bi soxalu leen li leen soxal daal mooy nguur ak i kat ak i kër te ñi ngi koy am jeex na loolu nag la ma ki xam ci ñoom kese ñoo bokk bëgg-bëgg kay wax dëgg yàlla yenu katu xaddeen dañuy weesaloo loolu rek la du leneen. d'accord di la jaajëfalaat bu baax a baax xam naa heure bi moom daanaka jeex na mu waroon ñu dese 3 points yoo xamante ne jëm ci 3e mandat bi nga xamante ne Guinée Côte d'Ivoire ak situation Mali mais xam naa dañ koy def dañuy jox ku nekk rek benn dëkk mu def situation bi après ñu tàggoo kon Ali ñoo ngi lay jox Mali nga defal ñu foofu situation bi tey nga xamante ne ñii di waa CEDEAO ba tey ñu ngi am ay indil ay jafe-jafe waa Mali lañ ko mën a wax parce que ngir ñi nga xamante ne ñoo di militaires yi yor nguur gi le ba léegi ne duñ ko joxe sa ñàngat si loolu diggante CEDEAO ak armée bi foofu le non am débat bi passionnant la bëggoon naa ñu ko nekk trop parce que amoon naa ci yeneen mais yoon yemut ci benn waaye may nañ la ci une minute rek voilà c'est-à-dire dañu bëgg ñu jàngat tuuti diggante Idrissa Seck Ousmane Sonko bu fàttali Ousmane Sonko yi daa rencontré Abdoulaye Wade loolu gars yi bëgguñ ko wax ñun am na kii preuve leer daje nañ ñoom ñaar waxtaan même avant élection yi ak après élection ñu doon daje donc PDS ak Pastef même bu dee duñu alliance dëgg am nañu quand même benn convergence bu mooy bi Idrissa Seck nag moo ko Macky Sall lu ñuy jubóo de circonstance waaye ñoom ñaar ku nekk xam ne ne seen jubóo métti la waaye statut bi dafay forcer rek benn
bonne alliance boo xamante ne dafay ñaari pôle yi au-delà nag de débat ndax ci moo possibilité moo ko doon wala ci moo ñëw deuxième te def mu candidat yi il faut nga analyser que ne ñaar ñi man Sonko position mu carrément donte ne man position mais aussi Seck bul fàtte ne Idriss Seck def mukk luy appuyer Ousmane Sonko parce que bis boppee Ousmane Sonko moom gas kan ci bu retraite politique lay gën a gas su loolu du ko nangu côté boobu laa bëggoon dugg mais vraiment c'est un débat passionnant mais bon après je pense que dañ bàyyi et puis comme ça ku ne dem opposé wu normalement mu jeex quoi voilà loolu laa gisoon Mali am dirigeant là est-ce que mën nañ jox leçon carrément dirigeant Mali CEDEAO benn question rek la rek waaw mu jaar yoon wala sax ñaar muy Gambie ak Guinée Bissau te pourquoi ñu def ko mooy Gambie Guinée Bissau Sénégal moo ci taxaw te ma ne de toute façon na ma ko bëggee laa defee ko CEDEAO taxaw na fi sax armée sénégalaise moo dem xëy na drapeau wala utilisé Sénégal moo taxaw fii Guinée Bissau aussi ak Gambie c'était des problèmes géopolitiques yi war a tax Gambie Guinée Bissau rek la ndax boo seet ko ba Gambie Guinée Bissau nooy dégg ko ay coow moom beneen non Mali nag xëy na dañu suñu frontière mais est-ce que gis ne Alassane Ouattara ay Alpha Condé mën ñu taxaw di wax ñi def coup d'état naan leen te leen constitution normalement jaar leen emprunt même bu dee juridiquement seen constitution mën na leen may ñu présenter politiquement war nañ am quand même neex bu leen may que ni ñu xam ne ñoom kese ñoo impacté askan wi du ñoom kese ñoo fi am solo te si di askan wi mérité nañu am ñeneen ñu fa taxaw ñu mérité diriger askan wi moom kese est-ce que ñooñu tey mën nañu tax wax ci Maliens yi respecté comme je pense que tey yi bu ñu amee tuuti yàlla dégg danañ ko ne portaan waree loolu laa yaakaar ay attention Mali il faut ñu xam ne Mali état la boo xam ne c'est un état qui a toujours été un état militaire Mali diggante Modibo Keïta ak Moussa Traoré li fay civil gouvernement fu bëriwut Moussa Traoré ñëw ATT moo ci def li xawatane def coup d'état organiser élection Alpha Oumar Konaré ñëw jël doxal respecté carrément doxal li muy doxal 2 mandats jeex mu dem yoonam te gars yi bu laajoon 3e li jox ko ndax Konaré dafa liggéey Mali bu laajoon xoolal bu taxawul sax forcé 3e du may ko mais moom dafa am tem ay dox ATT ñëw nga ñëwaat te ATT dañ coup d'état am ñëwaat donc Mali dafa yàgg nekk un état décide maintenant nag pour man ak xew mooy peuple boo gis day xool ban bëgg mooy ñu xool ñoom Mali est-ce que doit pouvoir sans continuer militaire leen gouverner wala militaire di bàyyi civil gouverner wala boobu ñu mel ni Algérie rek il a eu mi temps di ba keroog muy sëñ Ili waaw léegi ñu jox la maanaam Côte d'Ivoire bi rek yow it 3e mandat bi foofu la ñoom it ñu ngi ci daal coow li. waaw non c'est-à-dire xam nga man li ma jaaxal surtout ci CEDEAO mooy ñoom daal seen mbokk président yi daal dañuy nekk di def lu leen neex di patuer seeni constitution duñ leen wax dara léegi su population bi fippoo wala ñu am beneen sax kii ñu ñëw ne leen léegi li ngeen defooru leen koo def léegi ñoom au moment où seen kii bi ñu ngi patuer constitution ndax yaakaar naa ne dans les normes war nañoo mën a xam réew mu nekk ba ngay falu seen constitution lan la may léegi yow nga dem ba ci biir nga tripatouiller ko ñëw votelu constitution beneen constitution wala nga def ca dugal ca lu la neex pour mën a briguer 3e mandat ñu toog di la seetaan ba léegi population ba fippu ñu ñëw naan la non waru leen doxalee nii wala waru leen def lii da ngeen di respecter seen constitution ak yooyu léegi ki nga xam ne moom moo def li ko tax mu jël 3e mandat te waru ko woon a jël bu de ci constitution bu ko fal kooku lan lañ ko war a wax mais ku jàdd yoon ku jàdd yoon fekk fa xaaxaam kon donc boo jàddee yoon fekk ña nekk ca yoon ña toog ca trottoir ba boo xeexee ak ñoom yaa leen tooñ kon donc chef d'état yi nga xam ne ñooy demander 3e mandat suñu xeexee ak cette population wala ñu rey leen ñoom ñoo leen tooñ parce que ñoom ñoo warul demander 3e mandat dafa doon loo xam ne nii lu bu fekkee ne nekkul ci constitution bi jarul di ko laaj jarul di tripoter ay constitution pour mën ko briguer li yoon moom mooy 2 ans lañ la fal mu jeex nga jox keneen mu ñëw boo soxlawaatee askan wi wóolu la boo demandé waatee ñu kii la comme constitution bi terewul kenn ku laaj boo bëggee laajaat nga laajaat donc
mais nag ay Alpha Condé li mu def nuñ koy waxte Dramane Ouattara ni mu def wax dëgg yàlla loolu waru du jante moom ki nga xam ne mooy Ouattara war na mën a xam xool ne ba muy jot nguur gi na mu meloon su fekkoon ne dañ ko caa bàyyi du ci jot mu ñëw fekk ci réew mi mu nekkoon ci état boo xam ni vraiment dafa doyoon waar mu ñëw ñëpp jàpp ne redressé na ko mu dem ba taxaw ne moom du présenté waat ba indi woon keneen ku ko war a remplacer yàlla ñëw ak ndogalam mais xanaa du moom rek moom ñoom ñaar dong ñoom ñoo fa nekkoon góor ñoo fa war a mën a représenter diriger Côte d'Ivoire am na ñeneen mais pourquoi pas mais vraiment muy loo xam ne man daal CEDEAO seen njëriñam daal man gisuma ko li ma doon proposer mooy ñu tas ko réew mu ne donc di gérer la nga xam ne moom la war a gérer mais lii ñu def du dara. du dara dañ fee nekkal avocat wu seen moroom yi chef d'état yi. mais nekkuluñ fi benn yoon ci pour askanu réew yi nga xam ne moom la CEDEAO bokk. maanaam foofu mën nañ wax ne seen crédibilité peut-être day feeñ ba ci li nga xamante ne moo di kuréel yi ñuy jiite. bien sûr parce que nit ki mënoo nekk jàdd yoon di jiite ne mbir mi ngay jiite danga dafa war a jaar ci yoon waral ña fa nekk dañoo war a jaar ci yoon ndax yow boo yoree sa njaboot di tuxa ka naan di def lu la neex ñuy gis ngay génn di nekk ci xale jigéen yi ak noonu te sa njaboot di la gis mais bu ñu nekkee bu ñuy tuxa ka naan mënoo leen a wax yi dara mënu leen a wax dara parce que yàlla leen ko jiite. d'accord. mais bu gisul nga tux gis. boo ko fuggee mbéj jaar na yoon. donc daal moo CEDEAO daal mu ngi noonu kilifa la. kilifa goo xam ne nii amul benn fayda ci boppam. kon nag njabootam aussi mënu leen a wax ne leen def leen lii. donc nañ ko tas ñu xool leen luñ def. d'accord kon xam naa ñu seet sëñ Abda. waaw Amidou. Mali moom 3e mandat bi daal dañ koy valider moom bu ma juumul semaine bi ñu génn nii sa jàngat ci yow loolu. Mali wala Guinée. wala Guinée dama juum. waaw mais Amidou c'est pas surprenant ku xam histoire wu Guinée bi ñu amee indépendance Sékou moo ko jiite woon Ahmed Sékou Touré lan moo ko jëlee ci pouvoir bi génn àdduna colonel bi ko coup d'état Conté Lassana moom tamit lan moo ko jëlee ci pouvoir bi même chose te loolu bi muy am yëpp Alpha était témoin de ça parce que Alpha opposé wu nag Lassana opposé wu nag keneen xam na li xew ci histoire wu dëkk ba chance bi nga xam ni moo am Mali du ma ko tuddee chance sax ndax man du ma ànd jamais ci coup d'état mais loolu doo ko gis Guinée parce que boo xasee ba falu disposition bi ngay njëkk a jël mooy fexe sa famille ñi fa nekk militaire nga def leen ay haut gradé ñuy toog sa wet di la surveiller Lassana Conté daan na wax sax la Guinée c'est ma maison où je vous héberge da ngeen di muñ li ma fi neex dem nañ ba Guinée yee ne jawul sax ñi ciy sonn laissons la nature faire son œuvre te yooyu yëpp bi muy am Alpha témoin la woon mi ngi woon toog nekk opposant donc man musuma xalaat ci kaw suuf ne Alpha Condé dina jël Guinée 2 mandats ba pare dem yoonam te naa la wax lu tuuti ñëwagul gis nga bu 3e mandat bi sottee bul dàq ëllëg mu laaj 4e mandat boo xoolee ñoom Guinéens yi benn problème la ñu am malheureusement baaxul mais c'est la réalité mooy ñii jiite Guinée du ñu ay patriotes mu déparé ci Sékou moo ci nekkoon patriote malgré ay frasques yi mu doon def di def lu ko neex ci nguur gi mais quand même patriote la woon mais depuis jamonoy Lassana ba eggee ci Alpha mi nii kese lay demee te ragal naa ne bu fi Alpha jógee it Junior Lamine Condé boo maytul mii doomam moom la parti bi di ngem bu jiital ko te coup d'état du fa gaaw a am de parce que ña fay toog dañuy jël seen disposition yi ba yooyu yëpp dara du ci am
waaw Guinée moom ay conseil constitutionnel buy téye président yooyu moom xalaatoo ko fa sax waaw parce que boo nekkee président yow yaay def lépp voilà loo santaane mooy am loo santaanewul du am man daal li ma jàpp ci problème bii 3e mandat yi su amul du mus a régler mooy il faut une solution onusienne loo xam ne waa ONU ñoo koy jël soit par article lay doon wala lu ñuy adapté pour régler définitivement problème constitution yi du CEDEAO du keneen parce que ca biir CEDEAO am na fa ñoo xam ne lu leen neex la ñuy def seen dëkk donc man nag mënuloo violer constitution bi ba pare bëgguma jox ordre ne man naa ko respecté waaw mu doon loo xam ne nag drame la quand même parce que wax dëgg yàlla tant que mi ngi demee nii dinañ yéex a décoller pour dem ci kanam waaw loolu daal laa ci gis comme jàngat. d'accord xam naa émission bi moom fii lañ koy téye di fa beneen ñu bàyyi sëñ Ali. waaw Hamidou. aywa looy tàggoo. li may tàggoo rek mooy am fu ma ramassé li fi Abdallah wax ak ñi man yëpp mooy ne démocratie état d'esprit la maanaam nit da ngay tànn ne damaa nekk démocrate wala mu bàyyi ko damaa tànn man damaa bëgg a jaar yoon wala ma bàyyi ko te loolu nag mu ngi tàmbalee ci citoyen bi ci boppam moom mu respecté boppam respecté yoon ba pare balaa ngay parce que boo xëyee sa kër julli woo mënoo sa njaboot na donc ñun nañ ko tàmbalee suñ bopp ba pare buñu gisee ne dox na suñu yem ci ñu dem ci askan bi li ma bëgg a wax rek mooy ay 3e mandat Allemagne mandat yu illimité femme Angela Merkel bu nekkee présenté est-ce que Allemagne dictature la Allemagne du dictature mais sauf que Europe teg nañu mécanisme boo xamante ne soo liggéeyul buñ la waree folli dinañ la folli boo liggéey buñ la waree fal ñu fal la maintenant man xëy na Afrique bloqué mandat yi instant yi mooy tax ñu bañ a def gestion planifiée fa lañ toll nañ ko def buñ ko war a def mais yaakaar naa loolu du débat bi mooy ndax les sociétés africaines sont prêtes à être des sociétés démocratiques wala ndax ñun bu dee nguur la ñu xam royauté mais nañu wax xool kan moo war a nekk buur ci sa dëkk comme ça boo faloo léegi ne nit ñi dem vaquer à d'autres occupations moo gën ñuy politique loo xam ne gëmuñ ci dara parce que di politique loo gëmul tam amul njëriñ côté boobu daal laa doon bëgg a tëjee di gërëm ñi ma àndandoo woon vraiment sama nijaay tey kontaan naa ci moom c'est la première fois ñu poste plateau c'est un plaisir di gërëm Elimane bu baax a baax di ñaan yàlla jëmale rajo ci kanam asalaamaaleykum wa rahmatullah sëñ Ili. waaw sëñ am. tàggatoo bi bu doonul tàggatoo. waaw li ñuy tàggatoo daal di gërëm gars yi di leen jaajëfal di wax ne aussi ci wàllu 3e mandat yi comme ni ko Baal waxee wax dëgg yàlla am donc ñi ngi koy gën a séentoo nag aussi ci nga xam ne mooy pays francophone yi donc ñi ngi demandé aussi loolu lan moo ci rôle France nan la ci war a mën a taxawoo comme donc moom dañ koy dompàkkee ne réewum démocratie la donc loolu yaakaar naa ne warul mën a bokk ci loo xam ni war nañ mën a toog di ko seetaan wala ndax moom moo koy santaane wala ndax moom moo koy kii bu fekkee ne du moom moo koy santaane kon war na cee mën a am benn taxawaay boo xam ne nii nam ko taxawee woon ci yeneen i dëkk ba fay jafe-jafe amee ba lañ fa soxla woon ñu jël ko fa kon donc war na ko mën a taxawee ci dëkk yi nga xam ne dañ naan moom moo leen yit ci kiyam lay doxee kon war na cee mën a taxawaay bu fis buy wane ne kat 3e mandat bi jaaduwut te waruñ koo def waruñ koo demander donc loolu moom la suñu mbokk français ñu taxaw ci côté boobu comme suñu chef d'état yi nga xam ne ñoo ñu jiite ñoom seen bakkanu bopp dong lañ ci topp seen intérêt yi bopp dong ñoom ñi nga xam ne ñooñu kii ñu dimbale ñu ci loolu donc di jaajëfal gars yi di wax ne di leen jox nag aussi seen émission bi ne mooy Vision Sport demain incha allah à partir de 16h TU donc di 18h à Paris donc ñu war ci ànd ak Dominique Ousseynou Diallo ak Abdallah mi war na cee mën a bokk ci animé émission bi suba donc ñu waajal ko bu baax a baax daal ak mbokki auditeurs yeeg internautes yi jaajëfal Amidou bu yow nga xam ne yaa nekkoon ci ak di animé émission bi di leen jaajëfal yéen ñëpp. di la jaajëfal bu baax sëñ Abda. waaw sëñ Amidou. tàggatoo bi. waaw sëñ Amidou xanaa rek di indi benn leeral bu ndaw tuuti fi élémentaire bi ne. ci mbir moomu bu ñu ko yaakaaree ci France moom dana yéex a sotti. franchement parlant parce que yow xam nga ni France yàgg na fee seetaan ay nit ñoo xam ne ci pouvoir bi la ñu màggetee. Cameroun ba tey ay kii moo fa nekk Paul Biya te mi ngi fa toogoon depuis 82 depuis bi ay joo démissionné bàyyi ko fa ba tey moo fa toog voilà
donc ay yeneen i Gabon gis nga la fa xewoon jamono Omar Bongo France daal mën na la dimbali ci 3e mandat à une condition bu fekkee ne waa ji koy briguer arrangé wul ay mbiram su boobaa moom kenn du ko jiitu moom mooy nekk premier rang mais tant que waa ji nekk La radio Sénévision Média est disponible sur le net sur www.sénévisionmedia.com sur votre téléphone via l'application et sur les réseaux sociaux parce que gis Sénévision Média am na amin di leen jaajëfal bu baax a baax mu doon seen émission intérêt général Hamidou Pouye doon leen ko présenté wala sax ñu leen koy présenté samedi bu nekk léegi heure bi ñu xaw ko pousse suudu rek ngir jàppale suñu mbokk internet yi ak ñi nga xamante ne ñoo ci yëngatu tamit ñu am gën a am temps libre boo xamante ne ñëpp xam nañ ne samedi moom dafa xat xale yu góor yeeg ñëpp ci la ñuy dem di doxi seeni soxla borom soxna yi ci la ñuy profité ñoom it di dem maanaam si hôtel resto yeeg yooyu noonu ngir mën a gën a féexal seen xol ndax semaine boo xamante ne liggéey bi metti woon bu baax a baax di ñaan rek lépp loo xamante ne tamit mu ngi fi jib rek mu doon loo xamante ne luy neex la si xol tamit di jaar si yoon xam ne wax moom dafa mitti xëy di wax wala nga gontu di wax ku ne moom ku koy def ku ne du ñàkk bés jot sa làmmiñ daal di fakkas salu lañ koy mën a waxaaye di si jégalu bu jubee ci yàlla la waaye it bu dëngee ci ñun la di leen fàttali rek ne émission bi nii rek lay demee actualité lañ si toj maanaam semaine bu nekk fi seen rajo Sénévision Média di leen ñaaxaat une fois de plus Covid bi moom ba léegi mu ngi fi di lëmbe di wulee ñaay geste barrière yi masque yi gel yi distanciation beeg lépp loo xamante ne nguur gi ñoo ngi koy digle daal ñu ngi ñaan yàlla daal ñi sàmmonte ko bu baax a baax ndaxte loolu rek moo fi mën a jële Covid bi ndax Covid bi lay gàllankoor na àdduna bi bu baax a baax waaye rawatina pays yi nga xamante ne ñoom ñoo gën a néew doole fii lee si àdduna bi lee mu doon seen émission intérêt général Hamidou Pouye di leen ko doon leen ko présenté waaye it nekk it si cabine technique bi di jaajëfal si réalisation bi ki nga xamante ne moo di Ousseynou Diallo Vision Sport di leen wax ne suba tamit ngeen xaar ko 16h 18h fii seen rajo Sénévision Média jërë ngeen jëf. est disponible sur le net sur www.sénévisionmedia.com sur votre téléphone portable via l'application Juro Radio et sur les réseaux sociaux. Sénévision Média, la référence. La radio Sénévision Média est disponible sur le net sur www.sénévisionmedia.com sur votre téléphone portable via l'application Juro Radio et sur les réseaux sociaux. Sénévision Média, la référence.